bu woote waa noonu ñëpp koy wuy si ñu xam ni manqué nañu aussi ñu koy ñaanal yàlla fi mu jógee fi mu dem nekk fi gën quoi c'est ça yëpp kookoy Dayz donc bu wax rubrique Paradise donc man sama première question pour yéen mooy dama bëgg ngeen wax àdduna sénégalais ñëpp ñu leen seetaan à travers wala seen début au début ci hip hop Galsen. so waaw début bu metti woon la début boo xamante ni aussi il fallait que ñu ramper parce que bu ñu fàttalikoo ñun jamono yi ñu nekkoon ci game bi parce que ñun dañu teel a nekk ci game bi en étant booy quoi ay xale lañ nekkee ci rap. yow am nga ci expérience parce que fekk nga ñu Mbour nekkoon foofu ci benn rajo la place donc XFM booy so xam nga fa lañ njëkk xamante nga fekk hip hop Mbour aussi muy am nañ chance fekk ay matinée hip hop bi nga xamante ni rappeurs yi ñoo doon rappal rappeurs yi en digg waaw yu xam na ci dara waaw donc nga xamante ni bu rappeurs yi toogee rek da ngay rappeurs yi tàccu la ràcc bu sew jógaat fekkaat la xam nga ñoom ci boppam ñu war a prester bon ñi nga xam ne seen donc ñun fekk nañ lool fekk nañ aussi jamono bi nga xamante ni da ngay def enregistrement one way muy enregistrement bi nga xam ne da ngay dugal cassette rek temps wu TDK wala chromé quoi waaw bi nga xam da ngay dugal rek def air bi rek muy record bi rek nga xamante ni doo taxaw da ngay enregistré ba mu jeex ñu fekk aussi génération yi boobu ñu ngi nekk ay xale boobu fëlaguñ metti woon na parce que su fekkee da nga bëgg a feeñ nekk ci Mbour dëkk boo xamante ni peut-être hip hop bi nekkul li nga xamante ni moom moo nekkoon hip hop phare du pays jamono jooj parce que hip hop bi ñi ñu gënoon xam Dakar lañ dëkk so ñu jóge foofu di rampe tey jii ba agsi fi ñu agsi donc loolu groupe boobu boo ko gisee rek souvent damay am habitude di wax que ni boo gisee artiste mu jóge Louga wala artiste mu jóge Thiès wala mu jóge whatever respect pourquoi parce que li mu jël la kilomètres yi mu jël la pour nekk au devant de la scène donc loolu noonu c'est pas donné à tout le monde parce que capital moo gën a ëpp ay opportunité moo gën a ëpp ñi nga xam ne ñoom nga gën a mën a xam donc sori wuñ Mbour gi kese la mais on a cheminé nañ quand même. mais am na en fait am na balaa ngay yokk am na lu ma jaaxal parce que en fait Akhlou Brick tey boo leen dégloo da ngay xam ne mën ngeen ci façon bu ne mën ngeen ci musique mais lu tax ngeen choisir def hip hop lu tax ngeen jël musique hip hop ne ñun hip hop la ñuy def. bon xam naa dama ci yokk sax ci ara wax waaw mooy que ni ñun ñooy ñi nga xamante ni ñun lañ doon dem concert ñu tëbaat sa turu kuru jamonoy booy ñoo xamante ni fekke nañ lu bari ñun ñooy ñi nga xamante ni ñoo jógee ci hip hop from the bottom to the top ñoo xamante ni mosuñu am grand bi ñu ne am ma jàppal sa loxo kaay ñëw ñun ñu xam ñoo ko xasaling ba tey jii nii ñu ñëw toog moo tax jaar-jaar bi nous savons que ni metti na trop parce que taxaw foo xamante ni amoo kenn ko naan grand bi génne ma ci te mu leer na ne say génération fi ñu toll nii ñu ci bëree bëri amoon na ñoo xam te dañ leen a bootal seen i grand lañ am maanaam dañoo judd rek nekk ay fils à papa ñun ñu nekk ay fils de la rue comprendre nga ñoo xamante ni kumba mu am ndey la ak kumba mu amul ndey ñun yàlla def ñu boole ñu si ñu amul ndey ñi amuñu ku ñu coaché donc faw cheminement boobu noonu metti quoi moo tax tey jii nii sama tonton doon na wax ni c'est pas le chemin qui est difficile mais c'est le difficile qui est le chemin donc il faut que lépp looy dugg aussi nga gëm ko bu baax a baax parlant de ça nag li ngay wax ndax hip hop lu tax ñun ñu taamu hip hop c'est parce que dafa nekk loo xamante ni je peux dire que c'était inné benn soit don la woon boo xamante ne ni il nous fallait éveiller cela ci ñun ñu yee ko mu nekk benn mbëggeel boo xamante ni xam nga mbëggeel moom bu la dominer kenn mënu ci dara xam nga seytaane mbëggeelu bëgg lu bon moo ko dominé moo tax muy def lu bon mbëggeelu bëgg lu bon moo dominé seytaane moo tax moo tax mënul bàyyi lu bon ndax xamut àndutal ak sagoom ci bëgg loolu am na koo xamante ne nag bëgg yàlla wala bëgg yonent moo koy ëpp doole ñun nag loolu la moo tax bu ñu yàlla di boole yàlla nañ boole ki jar a bëgg hip hop nag amaana moo jar a bëgg ci ñun tax ñu bëgg ko moo tax ñu jël loolu bëgg ko benn mbëggee la bu ñu jaaxal bu ñu la mënta expliquer boo xamante ni même liggéey boo ko mën a booleel da ngay xam ni yow boo deful hip hop tu n'es rien en fait donc loolu moom moo tax ñu choisir hip hop parce que yàlla nag may ñu ci ouverture boo xamante ni mën nañu ni ndox lañ taxawee quoi ndox buy arrosé di safal njàmbi suukar di safal kaani que ça soit mu wow wala mu nooy ñaar yëpp dañ c'est que man après dinaa ñëw c'est que Dayz c'est que Dayz lii nga war a bàyyi en fait damay ñëw balaa ngeen may parce que il faut ngeen ñëw jox ma benn affaire bu bokk ci seen benn album donc damay appuyer ci li nga wax noonu
mooy seen début man fekkee naa seen début. trop fekkee nga ko bu baax. donc bu ma déggee nga wax lii man du ma jaaxal. parce que dafa metti woon man ba ma leen njëkkee invité rajo. ngeen joué ba ngeen pare dama ne mais attends mais booy yi tamit mais ñii lan la ñuy wut fii quoi. boobu ñëwagu leen université. dafa leer xam naa quoi xam naa seen dëgg bu wër. donc balaa dara di xew ñuy gën a continuer yu indil ma araage yow. Araguinho, 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 yeah, Araguinho, Araguinho, yeah. It's a party all night. I got it, we high. Now the what it lick away your body do ding do now we are. We rap the sun do tight. When I can make it to buy. Hey this them again. When go again. Do dig my them a fight. Yeah, I'm a crack. You like Ara, I'm gonna rock. I'm the ballin', my ballin', let's see some more for the drag. Ara. Man my. Ara. Man my. Ara. Man my. Ara. Man my. Hey, Arafat Bino, Arafat. I don't figure digga what they're finding. Top of the bed, take a wee man. Who you? Bomba def buzz. Duma xëcc ak ñoom jël des. Job bi du tey digga def dem la jëm nañ ko ci 25. Ready to party go. Imi def du sali no. Ma tekku ci tali caravane di def xaji di mo. Brikis keke with me. Sama kapini la si mi xamee nañ naan maa ngi ñëw. Aragi ni di ñëw. Kom hey aragi ñëw. Ana ñi ko laaj ni. Who's up? Ana ñi ko laaj ni. Who's up? Okay. Come on. Hey, we my man Days are coming. Holla there, the guys coming here. Yeah. Come on. Days. What's up? Say what? Days. Take over Days. Yeah. Say what? Whoa. Okay. Days are Kalaway. Su days are Kalatay. Nangate. What? My way, my dindi lakale. Aha, luma ye. Bogul gis fi bugo jay. Everybody dole. Right for Monday DCP ay balangay. Balama way. Baram yi ci kaw na mat. Everybody say. Days are duñ la masa bàyyi mu. Lu ma joxoon ngeen lu. Su ma jugee ngeen jug. Serigne Sénégal days are bu mu taxawee ngeen. Man maay. Days. Man maay. Days. Man maay. Days. Man maay. Man maay. Days kala day foo ko dégg bi ni miiri. Maay ki la way nga di topp ni miiri. Ñi ma xam dëgg di ma woowe yaa siiri. Ñoo bëgg dëgg di ma topp ni miiri. Ma doole na mën a bu simba. Ba ma xoore ma wan la ci combat man. Boo ma xoolee. Nga xool sa doole nga sóoru ma àgg nga amba. Maa ngi dégg seen baax. Déggaale ñaar ñi ngeen di dégg ga. Gis naa lépp. Yëg naa lépp ak big rës yi daan ma wooga. Days. Say what? Days. What's up? Say what? Days. Yeah. Say yeah. Days. What's up? Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm just here with talking now. Come on. We here we coming now. Man my. Days. donc Ara Deyza donc son bi noonu la tudd Ara ak Deyza. Ara ak Deyza. mais balaa may ñëw ci question bi lan moo tax ngeen génnee son bi pour lan la pour dugg ci concert wala ngeen génnee pour génnee ko nii pour tàggaale seen bopp xam nga. nu mu fa demee noonu. waaw loolu ego trip la. parce que son moom bu génnee rek am na lu tax mu génn. ego trip la xam nga li ñu naan l'artiste ne crée pas mais il recrée en fait. day recréer en fait. day ñëw rek jël benn affaire. te loolu noonu dafa fekk ñu créer ko mu recréer waat ci leneen. dafa fekkoon benn événement boo xamante ni tey ñu koy shout out de passage parce que nit ki il faut tam parfois nga am ouverture d'esprit di seetaan yenn affaire. Un jour on a suivi une émission boo xamante ni Kouthia moo ko doon def. dans l'espace. tout en disant Mimi ngi ñëw. ak moom aussi moom moo créé le mot góor gi. moo bëri doole yooyu yëpp moom moo ko doon créé. c'est par là qu'on a ñun tamit ñu defar ci li nga xamante ni moom mooy. Ara ak Deyza bi. Ara ngi ñëw Deyza moo bëri doole. def ko ego trip boo xamante ni bon c'était juste pour aussi tàggaale suñu bopp wax ñun ñooy ñaan. damay jógee foofu ñëw ngeen génne album
octobre 2015 tuddee ko Race. pour la Race. ouais parce que artiste bon dooleem mu ngi ci vidéo mu ngi ci son ak photo mu ngi ci li nga xam ne mooy ay tournée concert am mu ngi ci lépp donc album aussi dafa bokkoon ci li nga xamante ne empreinte la woon si ñun. fallait que au moins cheminer nañ comme li ñu doon wax sànq. fallait que ñu teg benn affaire donc Race du woon album aussi boo xamante ni. dañ ko génne ci temps bu gàtt dañ ko job ay at quoi cela veut dire. moom ngay dégg ci sound araa ngi ñëw bi nga wax léegi. may wax naan jobu moo ko tey dama ko job ci 25 years parce que jamono jooju mi ngi tolloog ñi am 25 years. donc suñu dund la doon retracé bi ñu juddoo ba ni ñuy génnee sound yooyu. donc nekkoon na loo xamante ni bañ koy def aussi dañu nekkoon studio parce que jamono jooju aussi moyens yi nekkul woon lu taxaw carrément ba nga xam ne dañuy mën a toog rek suñu studio def ko. mais il fallait que nga dem enregistrer fii demaat fële donc loolu yëpp après da doon indi retard par rapport ak sortie bi ñu bëggoon mais dañ ko préparer si ay at mën nañu wax ni Race def nañ ko ci 3 ans wala mu ëpp ko ci beat making bi ci mixing bi. mais am na lu ma ci xaw a jaaxal de ci Race parce que gisuma ci Sénégal Let's Do It. gisoo ci Sénégal mais gis naa ci Sama Choice. yu dag may préparer foofu noonu Forever Young duñ ko joué nag quoi gars duñ ko joué mais dama bëgg nga préparer ko parce que Forever Young ak chargement ak abordé. indil ma quelques sons ay loo fi yor ak Sama Choice. ñu doog a bu ci nekk rek ñamal ma ci tuuti ma ñëw ci. yaa ngi wax ay sound yu yàgg parce que sound yooyu dafa marqué suñu carrière you know. waaw jox ma Sama Choice ñu xam. Yeah, man Sama Choice they like shopping. They shine like a diamond, they takk billing. Yeah, man Sama Choice they ajamana. They pote, si kote bobu dege ajamana. They bëri fem, mel ni gi nax bëri pax. They waxte fam jotee, danaan mi du bëri wax di wax. Change man. non xaaral balaa may ñëw ci change man. indil ma yeneen yi ba pare yi ma la laaj noonu. Just one day, 1,000. One microphone. Lawyer. Come on, nigga. Assalamu alaikum, niyo am gara. Tay ma depp kalama magdali forara. Gebe, begete kunek langa mom kanaro. You but fucking cook, si mo gene kanaro. Si nine, mistanga dan khol si nine. Bandi degg bi degg tankam bi ye kelemer. Defay rim, defay acronym RDDR. Nekke mom li de andi khulo andi fay. Tay ma jël yambar bu ñi xëccoo ci bandi mic. Dama sa joon moo tax ma use bal ma bal ba door ma bal ba suñu score bi niil ñeex maa di ñeex di nga mus bi di aal liñ ci fekk la ñuy xëccoo di ci mer di ci jaalu mooy objet pour wax si soo réeree ma gindi laa de mbaari kalla am na ko naayam ci indi laat la laat du séeré di xëccoo ci mexe loo njëkkante li gënde mooy nga bàyyi saay mën a ñeexe kan moom yusa ak job yor Mr. Ara du xëccoo moom mënti moom loo fi yor kay nga gis ma jaral berga fayal Mr. Ara en fait lii moom lii yu téye ko xam naa la da ngaa gaaw téye ko gis nañ Sama Choice gis nañu loo fi yor ah donc mu nekk lu nice loo fi yor lu ñu yor lan ku yor dara. loo fi yor waaw fan lan ngeen bëgg a wax ci loo fi yor quoi wala da ngeen di bëgg. parce que dégg naa ngeen di son bi ngeen di bëgg dafay am shout out mais am na tuuti benn parce que ñun rappeurs yi. par exemple man Akhlou Brick laa tudd. waaw pourquoi est-ce que bu nit rabee ba ni damay toj brique yi rek damaa war a génn ne booy bi daf may woo kii di ma jéem a wax ak man. ok est-ce que bu fekkee ni nit wax na ne damay toj brique rek dama war a gis sama bopp dama war a toog kon bu boobaa damay sonn ci live bi. c'est la vérité dañu bëggoon jox nit ñi benn leçon que ni hip hop la certes. mais nekkul bu fekkee da nga am tendance di utiliser benn affaire que ku wax affaire boobu ba tudd ko sax rek nga yeewu foog ni yow yaa nekk centre monde bi yow yaay débat bi. en fait dogguma la yàlla bu la yàlla dog li ngay wax nii daf leen arrivé ci seen benn son bu ngeen génne woon jamono yële. xaw ma lan ngeen di wax rek ba tudd ci mbaaw. waaw.
ñu ne Akhlou Brick classe nañ Leuz Diwane bi man moom sama téléphone da doon toj ma ne man li ngeen may wax shout out la woon sax non boo dégloo di nga xam ne ñii dañuy shout out mais en fait loolu noonu dafay bëgg rek wane ni parce que boo seetloo mooy yi ñu wax ci loo fi yor yëpp soit ñoom Balba Daam xam nga moo doon def affaire bu rabee ne ñu wax nañ ko si xam nga si moom moo doon bu rabee ne affaire yi wax nañ ko si ngaaka mu utiliser mbaari kàlla kon dinaa yem ci indi laa parce que bu ma raboon léegi ba wax dara ne waaye nii ba wax mbaari kàlla rek ñëpp mën nañ foog ni moom laay waxal quoi boo loolu noonu dafa am ci hip hop nag certes daf fee am mais nit ki bon damay bëgg wax ne loo fi yor ba ay yow da nga judd fekk fi moo bi mais nga dem ba bëgg wax ni moo bi léegi ku ko wax sax yow da nga war a jóg nga aalu alors que ñun suñu chance mooy amuñ problème ku bëgg a jàpp birig dóor ci miir yi dóoral yaaxu moom yaa mool sa birig defar ku bëgg a jàpp ciment raaxal sa kanam yaaxu moom donc pour wane ñun moomuñu ko en fait ok xam nga ces temps yi dafa foog jékki-jékki ay mbalax maan wala maa moom zëzël waaw dafay am loolu dafay am non mais nag waa ji moom zëzël maa moom zëzël ma xam nga c'est-à-dire ñu xëccoo bii la maa mais tamit dafa neexul nga xam nga en fait dafa neexul nga créer génnee goo ko nit génnee ko mu ngi mel ni yéen ngeen génnee son bi génnagul sax bàyyi ñas di dawal otom romb kenn di ko jaay naan singalu Akhlou Brick bu bees waaw loolu moom dafa metti quoi waaw mais c'est jarul mbëkkante quoi loolu yëpp du Thiès xam nga diw da ngay jékki-jékki cere bi bu cere ji tooy na maa moom cere ji tooy na cere ji war a tooy force gars yi war koo xëccoo xam nga loolu da ngay reew a tas moo tax nag ñu wax di garaawul de ñun ñoo moom loo fi yor loo fi mën a yor rek ñoo ko moom léegi mais tontu leen ma balaa ñu ñëw ci yeneen son yi lan moo tax boolewu leen ci Sénégal Let's Do It te son boobu dafa nice lan moo tax bokkul ci Ways bi waaw parce que boobu album bi mu ngi nekkoon 17 titres aussi xam nga li duuf ci nag aussi du xaj ci cin donc cependant moo taxoon ñu doon xool moo tax sama choice sax boo seetloo bonus track rek la ci xam nga ci sound bi quoi fekkoon nañu génne ko mais boobu ñu ngi amoon ay problème sax yoo xam te ni ndax bii day dugg bee day dugg bii day dugg bee day dugg tel que album bi mënoo woon dugal lépp à la fin day mujjee saturé loolu moo tax ñu ne comme que tamit Sénégal Let's Do It def na petit bonhomme de chemin ba pare léegi kon nañ ko teg nee rek ñu daal di bàyyi sama choice bi nga xam 2014 la fël te sa Sénégal Let's Do It c'était en 2012 2013 donc moo taxoon ñu tànn sama choice. waaw donc balaa may parce que am na beneen album donc li may wax nii Sénégal li may wax ci albumu Ways la bokk. benn album mu Akhlou Brick mais am na beneen album bu tudd ADBD. yëpp mooy lan naan ko lu muy signifié di sax. alkaati du bàyyi dóor. waaw léegi léegi yéen ba kenn ngeen di dóor ba pare balaa maa ñëw ci sax lu tax ngeen tuddee album bi alkaati du bàyyi dóor yéen tamit man sama gars yéen doy waar rek non loolu du mës a dañ parce que yow mii rek ci alkaati yi dul bàyyi dóor ma parce que poko bi ma xamoon XFM. maa day siiwal ak booy lañ. fu ne alkaati bàyyiwul dóor ba tey. ba tey mu ngi ci te ba suba te gëm naa ni xam naa ni tam ñu nekk ay paasa mu invité ñu def xawaare hip hop. kese. mais ba léegi am na en fait day am à chaque fois man ñetti album yi ma déglu yëpp bokkul Hello World bi si ngeen gën a appuyé wu ci li xew ci Sénégal li xew ci àdduna bi conseil yeeg yooyu noonu ADBD ak Ways dëgg la Ways bind bi xaw na xóot tuuti mais ADBD ak Hello World la bind bi gën a surtout Hello World si ngeen gën a def lépp lu tax loolu ADBD dafa tombé lu Sénégalais yi musul xam lu Sénégalais yi musul xam mais ADBD dafa boo seetloo album bu ñu neef la ok album bu ñu neef mooy album boo xamante ni dafa am rek beneen bi ñëw fekk pour 1 an beneen bi ñëwaat waaw te loolu mën naa ni bokk na ci liggéey artistique bi gën a métti mooy nga def benn album c'est que dañu xamul ni. parce que bii dafa génn 2015 octobre 2015 bii waaw 2016 décembre 2016. waaw li waral loolu mooy musique day dox. ok te ñun bokk nañ ci artistes yi nga xamante ni. ñun ñoo gën a update. ci côté musical. ok c'est-à-dire dañuy ñëw maa ngi baax. lu léegi mu ngi baax. dañuy update ci côté musical mooy su fekkee ni jamono dafa dox ak musique am. dama lay jox exemple rek drill moo nekkoon léegi di xew. waaw Akhlou Brick ñëw def sound bu tudd Ndiba bi def sound bu tudd May Ma Pou. waaw en deux sons ci soundu drill. Sénégalais yi toog daan ne drill moom jox leen ko Akhlou Brick. ok
li ñuy def ci drill mënoo leen koo def donc ñëpp toog wax loolu après loolu nga romb loolu mooy update loolu mooy nga nekk koo xamante ni yow sa jamono fu mu la fekk nga def ko ADBD dafa tombé ak trap music dañu génne album Raise tak trap music dugg ci la trap music doog a dugg bon ay tiyaay ñoo doon def trap music yi nga xamante ni jamono jooju moo xew ñoom ñoo ko initié ñun ñëw am nouvelle génération bi nga xam ne ñoo fi nekk tey jii di def sound ñoom ñëpp ci trap music boobu lañ duggee ñun ñu nekkoon ci musique Raise boo seetlee c'était plus musical foofu lañ ñëwoon mais trap music boobu bañ ci duggee on a fait un son fay maam waaw on a fait un son Mamoum Town waaw Mamoum Town bi yëpp ADBD man bokk son yi ma ciy xaw a kii et aussi le son fay maam ni c'est le son top track jamono bañ naan trap musique son fay maam en featuring avec Dip ak Elzo ok ce son là doomu ñëwee dafa nekk avec le son là bi nga xam ne moom la Ombre Zayn ma koy chara bi peut-être waaw bu may bu maye sound boobu def c'était les sons trap top nga xamante ne jamono trap donc ñun on s'est rattrapé de Raise def album boo xamante ni Mamoum Town def benn sound typiquement ñu focus ñoom ci trap focus ak ci li jamono doon def donc loolu yëpp pour te dire que ni Akhlou Brick ci loolu nga xamante ni mooy jamono musique fu mu doxee daf ko fay fekk te bu ko fekkee da nga naan non ci est-ce que mooy artiste bi doon def lii ok comprendre mooy artiste bi mooy li nga doon wax naan pourquoi ngeen taamu on a cette chance là de pouvoir s'adapter ci benn musique bu ñëw ci jamono rek dañ siy nekk te dañ koy def you non tey am naa problème tey yu yeewul dara donc yu da nga may indil ndeer ak kare ak dalal jàmm xaw ma nag boo ciy njëkkee bu ngeen dóoree ñaar yooyu ngeen ñëw toog ma laaj la parce que ñaari son yooyu noonu am na lu ma ci dégg sax balaa ngeen di commencer son yi mën nga yëkkati sa mbagg mais mënoo sut sa bopp mën nga yëkkati sa bopp te du mës a sut sa karaw mun nga yëkkati sa karaw mais dafa am fu muy yem te du mës a sut xel du mës a sut xel waaw mun nga yëkkati sa xel te sa xel daa am fu muy yem kon dalal jàmm léegi dalal jàmm ba pare ñu doog a wax give it man yeah yes yeah yeah bis bi lay tudd dañ la bégaloo rey nañ fi doomu xaar bi ngir sa doom tey bu dee di kee ñu deewandoo jaayante dëggu teg ko ci fit ak ci ngóor bi àdduna bi tukki ñaatam laa kay dee gasal sa bàmmeel bi de blanc ngay dee ba ñi may dundee samay saana dégg naa la dégg comme ni Dakar di géej dégg saara reer papa gis naa la Firdawsi xam naa ni fla lay fekk man nu ma mel rek mère bi la gën naa ko fonkaat tey du neex jigéen di jaayante ngir doom absence de père même atu tey bu gisoon yaayam feeñ danaan am naa repère bis mënul daaxu bis bi ngay gis sereetaanu mer ki la njëkk a turee fier teem tey balaa ngay fier dara jëdu dara ci moom mi doon gis sa taatu neen jigéen may bañ ka dégg bis bu ne mu dund talaat tey ndeer nee nañ lu metti naa forcé di ree mais ku amul force na continuer xeex bi saxaar safara bi nekk si ndéeg mel ni dañ la privé sa xol bi di béeg tey duma génn duma entre kenn fenn tey comme si maa gën a man ci dof yi maa ngi si nekk bi tey nee rek kër nee rek kër danga bëgg a xam ci li ma ne maa ngi gàlle di naan limonade xam naa di nga ne sama tekkaaral bi am naa lu ma nar guddi yi ma ne lëndëm ba bëtu bukki du gis bëccëg du ma nekk lu ma yet sam bopp bi mu dis ci bés xaare la bët xonq bu feesee la bët di taa nit laa gën a fonk te mooy gën a xam taal moo lay rey doo xam koy wóolu jamonoy tey dama gën a teey dañuy naxasaale ba tooñ la te fekk ñoo koy tey man maa ngi gale kalu toog om samay statut bu yeboo na gaa yi foog nit dama dof ci saasi ku gumba ci xol doo gis ku tedd ki suñ weeru waay loo sumb du sotti loo fot du sette loo fi weer du wow sangu ma julli lazim wasifa alarbay kare yàlla na bu kenn dund musiba nee lu mel ni ma nappate di ree mais ku amul force de continuer xeex bi saxaar ak safara bi nekk si ndey mel ni dañ la privé sa xol bi di béeg tey duma génn duma entre kenn fenn tey comme si maa gën a mag ci dof yi mag ci néeg bi tey
Ndera Kare Ndera Kare woo yeah Ndera Kare yeah hip hop sans visa forever what's up nee nañ lu metti mën naa forcé di ree yeah mais ku amul force doo continuer xew bi saxaar ak safara bi nekk si ne mel ni dañ la privé sa xol bi di bég tey duma génn duma entré kenn fenn tey comme si maa gën a mag ci dof yi mag ci néeg bi tey Ndera Kare Ndera Kare woo la shade what's up yeah dafa leer dalal jàmm dalal ñu xool ko ah let's go woo yeah okay you right wow am dalal jàmm dalal jàmm ok mën nga yëkkati sa mbaag yeah te du mës a sut bopp mën nga yëkkati sa bopp te du mës a sut karaw mën nga yëkkati sa karaw te du mës a sut xel mën nga yëkkati sa xel te sa xel daa am fu muy yem kon dalal jàmm yeah maa ni nga dalal jàmm woo dalal jàmm come on maa ni nga dalal jàmm dalal jàmm xiif du mbokk amoo mbokk bu tudd xiif dama du yey sigam daaji ngaab dama ne ñëpp tiit ñoo leen waa ñoo ngi nii arawan ci côté bu ne koti yoli gone bu ne mëne fu ne ana ku ne mëne ku ne gis ne hey di doo ngoor dewe gore ku la ëpp xel moo la ëpp doole xelal nga fa la lépp di doore même nooy neex des fois mu woole mënoo ma nax mënuloo sa bopp ni paa bu tànk takk merced mënoo ma nax da ngeen nax sa bopp ku gétti di saw doon saw mbedd tekki naa ba nekk soutien koñ bi yow tekki woo doo tekki si concours mi ñooy bëri moo waral coow li man yàlla ma nit ñu la nit te toos jox lu bëri jëf ko wan la wax ko yeele yow yeete yow yende boy di ji laa mi jigul kenn boy bu ne moo fi mën tànn fenn tooy élégance toog teg la tànk éloquence tey wax ndànk urgence non dalay sànk arrogance non arapa mais chance non aralank ma tëjale sama mëni ba mu bëri ñëw tuddee ko arapank mën nga yëkkati sa mbaag te du mës a sut bopp mën nga yëkkati sa bopp te du mës a sut karaw mën nga yëkkati sa karaw te du mës a sut xel mën nga yëkkati sa xel te sa xel daa am fu muy yam ko dalal jàmm what's up yeah maa ni nga dalal jàmm dalal jàmm hey maa ni nga dalal jàmm dalal jàmm Mona Days rapportu grand frère wala fooka ba grammaire nopp bu tax dina dégg yàlla ku amul loxo dina dégg yàlla tànk bëri coow dox ma doxal la zéro nga waroon ma jëlal man bu may wax waroo wax ma kàddu bu génnee jëriñ borom xel yi maa fi ne depuis démb bu taxawee taw kaam rawal la dëgg daal ki la gën ay maqaama takk der bi lay toog takkandeer bi lay toog na mi ngi may roy ena mi ngi may roy lamp yaa ngi doon taak mais jant bi ñëw na jant bi ki koy fay dina dëbi day yàqu ma teg naat beneen tey jàngalaat beneen tey doo malaaka non doo malaaka bay rey tey ne tukki ma lay tufli muus bi nekkee alo day këp dina wax may jóg coob rek tëddi mën nga yëgëri sa mbagg come on te du mës a sut bopp mën nga yëgëri sa bopp te du mës a sut karaw mën nga yëgëri sa kaw te du mës a sut xel mën nga yëgëri sa xel daa am fu muy yam kon dalal jàmm dafa leer li dafa leer what dalal jàmm come on maa ni nga dalal jàmm dalal jàmm dalal jàmm what's up dalal jàmm Ndera Kare laa njëkkee donc balaa may ñëw ci comme ni ma leen ko waxee saa su ne
hip hop sans visa da ngeen di gis day am fu ne lay dem man fu ne lay dem wax naa leen ko ngeen xaar ma Sénégal fu ne lay dugg ay Richard Toll ak ay Morolan Casamance fu ne fu artiste nekk rek am talent dinaa la indi nga taxaw fii jouer donc ci kanam dinaa dugg ba Richard Toll am ku ma seeti le temps que gars yi noppalu dallu ndax ñoom ñoo fi wax léegi dalal jàmm kon naa leen dalal jàmm ñu dal jàmm àndanaan dans les événements que gars yi di dal jàmm dama koy woo mu nekk waajoo xam ne nii duma ko sax présenté nekk fii di guddal jël dama koy bàyyi rek moom mu ñëw ndànk donc moom mu ngi tudd Mbokkin donc jóge ba foofu ñu naan Waalo Mbokkin salaamaaleykum anda baay bàyyi ngam jàmm jàmm yi lan nga wax jàmmi corona ak macarona yu bismillah jox ko ba pare moom mu wane ba pare li muy wane ñu doog a wax mag moom Zoom on the beat. Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noonu ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noonu ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom sàcc kàcc bay fis jomb naa ko liggéey daan suma doole donnu naa ko jamono fight jamono right waat naa ko job ngir mbokkin gi dox lil moo naa ko bëlëb mënoo ko coono bi taloo ko bayre bi amoo ko li may def man dama ci fodo moo may toppatoo doo ci am sato doo ci am bato doo ci am oto suma rombee nga ci bato fexe noonu ko mën a woto maak yow duñu lonkoo ni borom tool ak gay naa ko benn sound vidéo waaye Mbokkin bougé woo Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom du kenn du moom mooy matt di raay du la woon say faay foo doone laax mu doon fa ci faay foo nekke ànd mu doon fa cuuraay foo doone lal mu doon fa ngegenaay ndekete woo du sa waay li ci am lu dooni mbokk boo ci doon rendi du jeex dafa lay siiñ bëñ bu weex te bëggul sa life neex mooy kuy nuru sa seex te bëgg sa life jeex mooy tul sa noon bëggul nga am yéene wu la ndam mat naa xam bul ko won li nga am fu mu la woo na nga lànk ndax pexe mën na laa sànk mooy tibb sa tànk liggéey xañ na liggéey gëm xar fa xuufa ne yéege nekk bàlla beey Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom Sénégal ci li yàgg bay xorom bàyyi ko dëkkee saw si mbedd bàyyi ko doxan jàmbur jàmbur bàyyi ko saaga président bàyyi ko loolu bàyyi ko borom xel bu nice jàpp ko bu lay wax bu nice jàpp ko ku lay wax lu baax jàpp ko ku lay tere lu bon jàpp ko bu baax bu baax bu baax a baax a baax Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dofa ko moom Sénégalais du kenn du moom looy gën a baax di bëri noon ñi la war a dimbale nekk sa noon jobbaam
ñu teg la gon seen biir kër nga gis sa noon wax bu yegg nag dafa ko moom. La vertu d'un peuple ne se trouve pas dans les paroles, mais dans les gestes, car les gestes parlent à la place des mots. Yup. non xoolal rek koñ mel woon nii ah ay boy yu ndaw di tabax grand tukki yàgg fa lool demul sax teg birig topp noos bu tukki noos ñibbi si ndóol bu tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos bu tukki noos ñibbi si ndóol bu tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos sama dem bi fi million la fi dem bu parfait bison la fi paa bi amul milliard du ñëpp ko gis cere reer fonde fajar ñun xamuñu bif mer du fesal pañe ndax paa bi du yor yàgg nañ ko poñe di fayeku góor àdduna du école publique du école privée lu tax sa morom yi terrasse ngay toog di xulle soosal sa soos ñii di jaxase simaak ferie noosal sa noos suba nga xam ne yaa ngi weere soolal sa gos dal di dem seeti gelye gaskatu fos bu la mbokkin solol ko beere u tukki noos ñibbi si ndóol u tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos u tukki noos ñibbi si ndóol u tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos am nañ daxin teel sa mis wi bi ngay jees neen ñoo ngi lii bi boo amut li nga bëgg dangay yem si li nga am ñi la gis jox ñu la gëdd li ngay dund dañ ko xam amoo di nite sa yaay di xoos mënoo nite di forcé noos sa yaay ci raison yi yaa ngi ruube capital yor nga ay milliards sa yaay di bale hôpital santo yàlla bim la tegee lii tey joxoo papa doy loo lépp luñ ko may yow de foo ne amoo fa sax njiglaay ñàkk nga lu ne kot yoratul sa muslaay tukki noos ñibbi si ndóol u tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos u tukki noos ñibbi si ndóol u tukki noos ñibbi si ndóol tukki nga noos ñëwal ndóol tukki nga ndóol ñëwal noos. Yup. Mr. Mokin from Richard Toll man xam ngeen Sénégal man waa ji ba ma ko njëkkee gis mu joué sur scène dama tiit dama ne mais kii non kii il faut mu invité ko mais Mokin dama lay bàyyi nga nuyoo nga nuyoo àdduna Sénégal balaa ma lay laaj benn question mais nuyool ba pare. wala nga may laaj di ma jox laaj. Yup. maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. monde bi sax laay wax ndax 100% visa soo amul visa doo yee comme émission bi jéggi na fépp di jaajëfal aussi waa Richard Toll ndax ñooy doot Akhlou Brick xam na ci dara ñëw nañ fa yee xam nañ ne ñun dañuy géem mais nag affaire moom jërul yàkkamti job la rek walu tengsi la boo ko dóoree rek day dellu si job mooy fay yee di nuyu aussi di nuyu waa Jolof bu baax maa ngi leen di ziare di jaajëfal waa Richard Toll naan leen bëlëb mbokkin mi ngi nii seen doom la seen lépp la may leen ko doore rek mu joob fekk si gars yi. 2015 2021 ndax mën nañ xaar dara ci yow lu war a génn ci 2021 bi projet wala dara. lu bëri am na label bi nekk Angleterre sax yu ma soxla. yu bëri affaire bi liggéey la rek affaire bi moom du xaar kenn da ngay joob mu fay la jooboo nga fay. da ngay job mu fay la soo joobul da ngay fay wóor na nday fay man nag dama pare pour lépp dama yëngal de gaay bëlëb mbokk yi nag lii day ñëw day dugg yëpp sa last word lu muy nekk balaa ngay tàggatoo ci émission. am na ñu déggul last word nag. sa kàddu gu mujj lu muy nekk ci émission hip hop sans visa. jërëjëf am na ñu defe naa noonu la de day sa wala. parce que boo nee last word rek ñu bëri dañu yaakaar ni lëwal la. last word mooy sa kàddu gu mujj
mais nag man sëyuma bay am wujju mais di jëppako maa ngi lay jaajëfal ku la song nekk Brésil soo ñëwee nekk Rambo yow da ngay dal di dal comme balu tàngo ñi ci des dañuy foo rek mais xam naa ne yow ne kenn du ne tàngo day jëkkala ba jëlu kala walla day jëkkalaa ngi mais nag si sikkim bi comme boobu nag mais aka mën a job aada suñu kër am na aada mais seex feel waa na maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp di jaajëfal parce que artiste dafa am ay DJ yu nekk ci ginnaawam ku ci mel ni Zoom bit waaw dama koy jaajëfal ndax sama sound yëpp ci Zoom lay jaar loolu yàgg na avant muy ñëw Dakar la jànge tëgg bit Zoom waxal ci man nga jànge cus cakaraka cus di jaajëfal aussi Walf di ñaanal borom kër gi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te teg loxo aussi tamit ci njaboot gi ndax gis na li muy faytal donte bëlëb mbokkin bëriwul ñoo xamante ne bëgg nañ ko sax invité ndax talent am talent mais télé yu bëri talent bi lañ topp mais topp ñu talent ñun boo xoolee suñu sound yëpp thématique la amul benn sound bu ñuy def boo xamante ne nit mënu ko déglu te du ci gis boppam man sama yaay day togg añ di déglu samay sound di ci gis boppam kon maa ngi jaajëfal ñëpp naan leen nag Westback benn label bu nekk Angleterre moo ma soxla de ñaan leen mu jóge fi dem Angleterre romb Kébémer su ma ñëwee fii toppatoo rab bi pompiteer da ñaan leen mbokkin jóge fi di jaajëfal waari saatool yëpp ak waa Jolof waari saatool aw ma seen fay bëlëb mbokkin la woon jaajëf di jaajëfal aussi tamit Youssou sama grand bu cool la sama grand sapeur nga yàlla accident amati yàlla boo liggéey del fay ko weer mais Youssou yàlla bu accident am yàlla bu lak am bu lab am yàlla na ngay fay ko te bul liggéey ku bëgg nag sapeur yi liggéey waxal man de bëgguma sapeur yi liggéey Youssou jaajëfal naa la di jaajëfal obi tamit sunu nijaay kii dama ko yàgg a dégg Salif Bey kii mooy Balla Bey mu ngi nii Salif Bey ngi nii moo yoroon xooy Bey Salif nuyu naa la mbaa yaa ngi si jàmm jaajëf di leen ñaanal jàmm di jaajëf macha allah xaw naa dee waay non donc il se nomme Bokin donc moom mu ngi bàyyeekoo du côté de Richard Toll di ci côté Waalo di bëggee di nuyu waa Waalo yëpp depuis 2015 mu ngi ci musique bi ba léegi donc ma demoon foofu fekk ko ci benn concert mu def lii tey li ngeen gis nii nan ngeen ko jàngatee. waaw seen gis-gis rapidement. suñu gis-gis ci moom lu ñu def lu dul féliciter ko parce que dafa dundal suñuy bët dundal suñuy nopp dundal suñu xol ba mu jaar ci suñuy bëñ ñiy ree donc loolu moo fi am quoi. ndax bi muy doog a ñëw tak immédiatement day attirer sa attention ndax habillement bi. ndekete habillement bi dafay liirloo ci sa xel ci saa si da ngay gis africanité. en même temps mu ne kii kat artiste la parce que artiste du complexe. donc dindi na complexisme boobu noonu ci moom. en même temps aussi nga déglu son yi mu am benn affaire bu profond maanaam fond bi moo ci gën a graaw. sometimes mu jékki-jékki indil la forme parce que y a du mbalax comme genre yi loo fi yor bi ñu joué mu jékki-jékki feccal ko boppam. donc mu nekk loo xamante ni kon kii fu nekk mën na fa bokk en fait. en même temps ci biir. tey da ngay gis ñi nga xamante ni au moins ñu ngi ci background bi kenn ku ci nekk après xool nga ni mu mel de nature. parce que génn na ni nga mel de nature. amaana man ak Ara mënoon nañu fi ñëw ci émission bi def këj def ñàngal te fekk loolu du ñun waaye li nekk ñun moom la feeñal ci ñun donc moo tax ma koy apprécier bu baax a baax et maa ngi koy remercier di ko ñaanal c'est ça yëpp loo ci teg waaw mais déjà wax na lépp bi artiste la donc na ko gars yi xaar comme li mu leen ko wax nee na leen day yëngal de non day yëngal waaw ba pare tamit label bi nekk Angleterre tamit buy ma label bi nañ ñëw quoi ndax mu romb Kébémer aussi si donc damay ñëwaat ci waa Akhlou Brick donc def nañ fi léegi Ndeera Kare mu nekk ak Dalal Jàmm mais balaa Dalal Jàmm man Ndeera Kare dama ko dégluwaat ba ma may ñëw léegi di liggéey si dama ko déglu mais je n'arrive pas à comprendre lan la gars yi di expliquer ci lan ngeen di wax ci Ndeera Kare waaw Ndeera Kare man maa ko ubbi mu nekk sound boo xamante dañu jël Ndeera Kare moo bi rek bon ñun ñoo ko créé par rapport ak ñaari affaires yu ñu am xam nga mardi ak mercredi. dooguma la dafa am lu ma dégg ci son bi yaa ko ubbi dëgg la ndax ci say yow fi li ngay wax yaa ngi naan
waaw mais dañoo rey nañ doomu xar bi pour mën a ngir sa doom c'est que ay wax yoo waaw mais tamit sama gars yi léegi ñëwal waaw soo seetloo mardi ak mercredi benn simili moo dox seen diggante xam nga simili boobu buñ ko ciy teg rek jàpp dab ci mercredi mooy àllarba mooy mardi ak mercredi ndeer ak kare léegi ci mardi ci lañ am talaatay ndeer ci mardi lañ am talaatay ndeer waaw mardi mooy talaatay ndeer ok àllarba lañ am àllarbay kare la yonenti feebar di waaj a tàggatoo pour gaañ pour génn àdduna waaw léegi nag ñaar yooyu boo ko seetloo boo ko boolee benn simili moo dox ñoo tax ñu ne ndeer moo kare mooy mettit bi jigéen ñi doon dund moo dem ba ci talaata moo dem ba ci àllarbay kare moo tax ñu ne ndeer ak kare ndeer moo kare ndeer ak kare moo kare waaw mooy ndeer ak kare ok mooy talaata waa léegi nag boobu dañ ciy rendre hommage suñu yaay yi ak bépp jigéen bu nekk ci àdduna léegi jigéen nag la ñuy rendre hommage ak tamit di fàttaliku mettitu doomu aadama bu mu dund rek naka jàpp ni am na ay góor yàlla yu ko dund yoo xamante ni bañ koy dund pour jàngal ñu ne suba bu ñuy dund mettit yooyu ñu référé wu si ñoom xam ne bañ koy dund dañ ko àndoon ak muñ dañ ko àndoon ak benn muñ boo xamante ni moo tax ñu génn si suñu sëriñ yi yëpp nga xam ni comme Cheikh Ahmadou Bamba mi duggoon ci géej gi muñ moo ko indiwaat ndax dund na lu ne donc yeneen tibeeg ñeneen ak ñeneen ñu koy ba ci yeneen ci yàlla instant ñëpp dund nañ muñ quoi donc loolu moo indi àllarbay kare bi pour lu ñu ci dal ñu mën ko muñ ndeer bi tamit muy rendre hommage suñu yaay yi nga xamante ni ñoom ñooy dëgg-dëgg nitu muñkat yi suñu yaay yi donc moo tax ñu wax ni bés bi ngay juddu nit ku ci nekk day wane grandeur doomu aadama nit ki ba ngay judd yow dañ la bégaloon te bégal bi ñu la bégal yàlla moo ko santaane pour ñu bégalee la ko yow doomu aadama te bañ la koy bégalee ñu ngi rey doomu jàmbur ngir sa doom na xaar bi daa ëmb comme ni nga ëmbee mu jur doomam yow nga ëmb bi jur sa doom ñu ne la waaye sa doom buy juddu nañu rey doomu jàmbur bi kon loolu rek war na ni kon yow mii am na grade boo am na grade bu la yàlla teg ba ñu rey doomu jàmbur ngir sa doom wax nañ ci aussi ci sound yi parce que di nga boo faralee di nekk ci sound yi di nga dem ba yenn sound yi sax xamul dootoo ci nekk mais wax nañ ci ni bis mi ngay judd lañ la béggaloon rey nañ doomu xaar bi ngir sa doom tey bu dee dikkee ñu deewan doom wax nañ ci affaire yooyu wax nañ ci ay affaires yoo xamante ni aussi saxaar ci biir néeg parce que là-bas aussi on a rendu hommage à Maxi Crazy bi mu doon ci refrain bi ku may laaj ne ko ma fi ku may seet na ko ba fi tey du ma entré kenn fenn waaw yaa ngi comprendre si refrain léegi moo tax mu ne mu dugal fa loolu en même temps defa les genre name dropping xam nga ne maa gën a dof si mag yi xam nga Maxi Crazy mooy dof si mag yi waaw Maxi Crazy mooy dof bu mag bi ki gën a dof si mag yi mooy ci lañ rendre hommage à Maxi Crazy ci biir refrain bi wax ni bul ma seetlu bu lu may seet nekkuma fi bul ma ba ko fi kenn xaw ma la ba ni maa gën a dof si mag yi tey léegi comme loolu si tamit maa wax gën a nañ ci mag si biir dof yi maa ngi ci néeg bi tey waaw day wane aussi solitude par rapport ak comme moom ni mu defee woon sound boobu ba dund solitude par rapport nit ku gaañu woon defe naa ci son boobu ñun ñu emprunté loolu noonu ba def name dropping ci turam bi pour rendre ko hommage en même temps dalal jàmm ko war a dal jàmm ay leen di sonal di leen sànni ay pic ak ay xam nga ay classe bi ak lu bëri ci club gauche droite moo tax ngeen génnee son boobu boole ko ci seen album Hello World voilà bon c'est juste rek pour wane dalal jàmm te doomu aadama ak lu mu mën ci am da ngaa war a dal jàmm lu mën a xew rek ci yoon parce que yàlla mooy may lu mu la may na nga ànd ak sa sago na nga ci ànd ak sago boo ci àndul ak sa sago rek da ngay beew te boo beewee ñu siisu say mbagg comprendre nga bu baax parce que yàlla mooy xool ku ko neex mu jox la léegi jox boobu mu la jox nag pour nga sant si yàlla mooy nga bañ a beew bokkook ñëpp ëmbul modeste yem parce que mën nga yëkkati sa mbagg waaw dégg naa ñëpp ne d'accord waaw waaye du mës a sut sa bopp loolu dëgg la waaye aussi loo yëkkati sa bopp du mës a sut sa karaw dëgg la aussi loo sut sa yëkkati sa karaw du mës a sut sa xel dëgg la sa xel nag loo ko yëkkati xel daa am fu mu yem day wàññeeku dëgg la comprendre nga xel moom am na foo xam bu fa naree percé da ngay dof ci saa si loolu am na da ngay jékki-jékki nekk ku crazy moo tax ñu ne la na nga dal donc ci biir sound boobu aussi ñu def ci ego trip wane ni ñu mën ci rap xam nga comprendre nga xam nga lampe yaa ngi doon tàkk tey jant bi ñëw na ñëpp léppay fay
wane loolu en fait parce que dans hip hop dafa bokk ci non ci la bokk sax tout en sensibilisant naan la mën nga yëgati sa mbagg te du mos a sut bopp et cetera pour am na fooy wax ba naan jàngalaat gone yi tey waaw jàngalaat gone yi tey waaye parce que li ngay gis fii nii c'est trop enfantin en fait da ngay gis dans le hip hop parce que tey jii nii dafa am benn mouvance on n'a rien contre lépp mën nañ ko et en même temps aussi tey comme je te dis y avait un exemple que j'ai donné au gars ma ne leen gis nga le mot drill baat bi mooy door a agsi fii mais nekk te jëmm ji mu ngi fi bu yàgg ñëpp a ngi koy rabee bu yàgg mais xamuñu woon ne lii drill la tudd day mel ne comme tey rek ñu jékki-jékki le rappeur qui jouait tantôt fii nii waaw tur bi mbokkin ñu toog ñun ñëpp nga jékki-jékki ne ma nii kan mooy mbokkin xam nga mbokkin maa la non xaw ma mbokkin de nga ne ma mais mbokkin mu ngi di te fekk sànq ba tey maa ngi koy gis mais xaw ma ni kii mbokkin comprendre nga drill noonu la fi mel en fait c'est-à-dire que ni drill yàgg na dem boo seetloo suñ sound boobu ñaan maa ngi fi ku ma fi seet bu ko léegi benn sound bu ñu doon beros nii depuis bu yàgg sax da ngay xool comme genre pédale c'est comme genre pédale la comme genre parce que 808 yi ñi ngi ci et cetera léegi nag ñoom ñu ngi ci doon rap di ci rap mais jékki-jékki rek moo bi génn par le biais d'un gars bu tudd Pop Simon ñu jékki-jékki ne way attends drill créé moo bi ne drill la rek affaire bi gars yi drill tur bi di leen door a gane si mais mbir mi yàgg na fi agsi donc aussi ñun tamit ñu bañ a topp genre tendance yu di mel pour xam ne à tout moment li ñuy def ñun on est toujours constant en fait suñuy wéy bi ñu nekk mooy loolu mais aussi quand je dis jongalaat gune yi tey mooy wanaat leen ni man la Dayza rapportu grand frère yi wolof vocab ak grammaire yi dégg naa loolu bu baax oui ma indiwaatal loolu man a Dayza rapportu grand frère yi wolof vocab ak grammaire yi tu as vu donc tam te grammaire yi name dropping ngay def wane ni maire yi la en même temps vocabulaire plus grammaire lépp day dugaale ci famille loolu la quoi ok donc pour vous rappeler tout simplement que Akhlou Brick ñoo fi ne tey donc dina am waxtaan dina am ay question réponse mais dina am tamit ay son fu ñu jëm ak dëkk bi laa soxla pare nga yow tey day plané yow bu ñuy pare ma lay boole ak Saliou Bey il faut que Saliou Bey wax ak yow donc ñu xooli fu ñu jëm featuring avec orchestre Baobab bokk ci albumu Hello World ak benn dëkk ñu dem kilifa mato kilifa ne ci kër gi di saaga te sa caata ngi toog fu ñu jëm yéenante wuñ jàmm boo màggee te ñaw ñàkk waa koñ di naan demul la tabax naa suñu kër te dëkkuma fa nee nañ dama beew man xamuma lu ñu bëgg ñi lu ñu bëgg sutura amoo sutura am xaalis am xarit ñu ne xarit bi suqu la fu ñu jëm li xew sama dëkk fii da ngay bëgg ñuy laaj ndax géwél lam dëgg la wóoruma ay fen bëgguma seytaane bi nee na ma sa tante mi bëggu la ñun fu ñu jëm fu réew mi jëm fu ñu jëm réew mi fu mu jëm fu ñu jëm fu réew mi jëm fu ñu jëm réew mi fu mu jëm lamba jaxasoo doo xam ko fi mën xarañ kaw ëmma kaw balla xarañ balla ko daan football bi bëri coow ñàkk ay bakkan ay doomu réew dëkk di xeex ndax benn kubu nawetaan biñ bee jaxasoo te pourtant maa ngi si temps ay bu doon sa rappeur bu cuune day fekk mu génn gaaw li ci gën a soof xel yi gën a paan wili paane awra jàmbur yi léegi nga teg ko faan ñi fi gën a doof bilaay dëkkatuñu faan bu yeneen réew yi tegante xam-xam ñun ñu tegante dënd dëgg la li fi xew ëpp na li xew ci réew mi ëpp na li tës di wax xalaat di nettali problème wu ñëpp la fu ñu jëm fu ñu jëm fu ñu jëm réew fu mu jëm fu ñu jëm fu réew mi jëm fu ñu jëm réew mi fu mu jëm nit day maandu bari sutura yaar ak teggin rek a wóor loolu def nag ci wane sa fulla ndaxte suba rek a jaara sóor waxal dëgg dee ko wax bul di fowe sa kàddu bul dem ci sëriñ di liggéey sa mbokk looy def na nga def li ci gën a jaadu lu ñëpp bokk bul ko jox sa bopp
yeah fu ñu jëm fu réew mi jëm fu ñu jëm réew mi fu mu jëm fu ñu jëm fu réew mi jëm fu ñu jëm réew mi fu mu jëm fu ñu jëm fu ñu jëm fu ñu jëm dafa leer da nga mën salsa yeah benn dëkk benn buur benn kàddu bu kenn kase yore moo ne ci nguur benn ndaw la kenn suur benn système la buy lekkante ñoom comme lu benn dëkk ñëpp saali benn doole mënta jariñ benn dëkk benn tali benn xol la ñëw benn xol la bu mel ni këriñ benn dëkk benn info WhatsApp Instagram jeunesse bengo ko amul loolu da ngay xëy toog mais ku bëgg am di defalaate da ngay xëy jóg benn ñaar nga ne ñeent nguur duñ ko ñeent ko du lekk met bu wax noppi di ko weddi benn ñaar nga ne ñeent ñu ne demal nga ne ñeent ñi lay jey ñi fa wet benn wax ñëpp gëm ko benn statut ngay dugal ñëpp jël ko benn nit lañ lay gëmloo te nit kiñ lay gëmloo moom yàlla la la gëmloo benn dëkk ñëpp am temps benn koñ ñëpp teg caay benn dëkk ñëpp manquant kenn yoru ci te ko ci laaj mu ne enfant no dëgg warul demee no benn dëgg wuñ ko si yow benn son benn dëkk ñëpp yëgandoo coono bi benn dëkk amul yoon te du dëgg te du yoon nañu gëm li ñu doon Occident mooy suñu noon benn dëkk benn fight nañu delloo li ñu moom li nga dégg la ñuy saag lu ñu denc suñu doom benn dëkk zéro patriote di la xañ réew di la may jot di la naan sal ma damay coob te ko ci fal alalu réew mi lay coob benn dëkk junni ndaw amul lu ñu def amul fu ñu aw dugg nañ si gaal ñu ngi dugg kaaw lab nañ ci géej gi dem nañ dee nañ ba faw benn dëkk benn mbedd tuur ndox tuur mbalit ko ci woo di ko yedd mu ne la nang ma dimbali faaw xool seet ngir dëkk bi seet bëgg sa bopp mooy bëgg ki nekk sa wet mënoo ñàkk ba noppi bëgg dëkk ci feet bu la liggéey fayul booy feebar di ket benn hôpital benn médecin junni malade noo def ñu bëri dee benn dëkk junni télé même émission benn game benn king benn king benn eat benn beef benn scène benn shit zéro money zéro bénéfice investir zéro bénéfice aka métti pour nga génn ci ñu embauché la nga gis kele di la siis ñi lay ñaan ñoo lay ñaanal nga ñàkk ngay dund ñu lay yàkkamte nak benn kaso junni détenu benn peuple 1000 fois 1000 peuple zéro but yeah benn peuple 1000 fois zéro but yeah benn peuple 1000 fois 1000 peuple zéro but yeah what's up oh yeah 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 booy génnal sa néegu yaay ñëw ci néegu góor dugg ci néegu sëy di dem ci néegu yàlla génn néegu yàlla ñu jëmee la néegu dëkk yéene néeg la borom ma cay fanaan moo tax ku mer tam ku mer tam ku mer tam ku mer tam bi aji samb joxal booy sib si crack tam fi ko en place maari fa géng xam-xam bu bàyyi ko ba koos doyal nañ ci rëkku pot yi borom flow mbot yi
di wax leen teg leen tànk tubay ngeen koy xotti teg nañ jéem ci loxo tàkko faal ko yootu tokki mu ma ngeen jox seen micro léegi jàngi tas jant bi feeñ lamp yi fay whatever happen in Vegas million si poche maye po ak sama camaro bu bëggee xam flow yi ma am kontel ay bakkanu omoro bul rek rek man contre leen say règle douloureuse rabatoo li ngay def moo may jaw ma xuus ak duudu bës doo silwi sa ba romb yamba la gën a fonk kaakaam sawara tuma raag na ko si nokk du ko wax papaam dañ ni ma aara foog nga rap level B des bi rappeur yi gën a gàtt carrière taalibe ak bees bi man la daf bi toog xuri ñu ma doon wax rëdd sama baaram ci seen lax bi soob bi di ma toog booy génnal sa néegu yaay ñëw ci néegu góor dugg ci néegu sëy di dem ci néegu yàlla génn néegu yàlla ñu jëmee la néegu dëkk yéene néeg la borom ma cay fanaan moo tax kumertam 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 bi Aziz Samb joxol boy sip si crack si tampiko ku topp flow bi rangé ni idi ak ay problème fond ku topp brick ci at bu bees day génne it ngay génne son dama seetlu seen verre yi mouchoiru monk moo koy fomp lépp a rap bi kenn du génne ba mel ni dam leen ni xon ngeen bi ni Oscar rappeur yi mbalax individuel soppi gang yi ASC mboti pom na ba jo NBA ba ñuy organiser pour su rap bokkuma seen départ ba ñu accès ci ligne d'arrivée fa la ma toog di leen xaar fii ku ne xam na ku ne bant bu gudd lañ ñuy laale rëq ndik boy bat seen bët ñu naan ma yow laal terroriser leen nekki ne bale man la kamoon town toogu rappeur dama ci siis ba dee dos de mor laam jarul saali flow doo ma jommal booy rabatoo benn la ba léegi fël-fëla tuddaat aji na ma too chea bois caravane pass di sa génn mara ans rappi ni car rapide chauffeur bay encaissé kanam pass booy génnal sa néegu yaay ñëw ci néegu góor dugg ci néegu sëy di dem ci néegu yàlla génn néegu yàlla ñu jëmee la néegu dëkk yéene néeg la borom ma cay fanaan moo tax kumertam 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 bi Aziz Samb joxal boy sip si crack sampiko nee nañ seen rab góor la dafa jong ma laajte turandoom ñu ne ma ay da jong ba leen rab liggéey yéen a ngi foon amoo leen jom si si ndax ba jom doon xëy yéen ci ngeen góor dañ may reeloo rek man xaw ma luñ leen fore dem lewet di nawee seen rappeur yi ko may jeng nan maa lay mën ne maa lay fay noonu maay seen king bi maa koy toj nan maa fi dul mais yaa fi day noonu feccal duugi feccal waaye dam bamara bi ji daane jaane ñe am kumer 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 tampi dañuy bëgg kumer tampi dañuy bëgg fii kumer tampi dañuy bëgg fii kumer tampi dañuy bëgg fii kumer wal fu kumer tampi dañuy bëgg dafa leer fii dañuy bëgg ay réew moom a jàpp quoi ay réew moom jàpp c'est que balaa may dem kii Ara déedéet maa ngi ñëw ci yow mais Ara jox ma ci néegu góor bi li nga mujjee wax noonu avant li nga mujjee wax xaw ma déedéet jàpp ci lu mu wax dañ may réeroo rek man xaw ma fuñ leen fore dem lewet nit nawee seen rappeurs yi comme ay comédie naan maa lay mën no maa lay no maa fi duume yaa fi day no feccal duugi feccal waaye dam baagara bi kin baagara banta ña baagara bi kin baagara waaye dam mais kii balaa kii di woo balaa mu doon wax li yow am na loo wax waxal léegi jox ko maag kan man nee nañ seen rab góor la dafa jong waaw jox ko maag bi mu wax joxal ma waa ji maag bi mu wax pour gars yi dégg li mu wax moo doog a ñëw ci question yi yow dama ni nee leen seen rab góor la dafa jong ma laajte turandoom ñu ne ma Ayda Jong baneen rab liggéey yéen a ngi font amoo leen jom si ndax ba jom doon xëy yéen ci ngeen gont loolu laa teg quoi dégg nga dégguma ko da ngay ñëwaat aw ye waaw dama ne nee nañ seen rab góor la dafa jong ma laajte turandoom ñu ne ma Ayda Jong ba leen rab liggéey yéen a ngi font amoo leen jom si ndax ba jom doon xëy yéen ci ngeen gont man ba ma dégloo son bi dama ne ci sama xalaat bu gàtt quoi man dama ne néegu góor bi lépp ci fin bi la quoi la ko gars yi dëxëñ li saa yo doon wax nga ñaa xoolal di lépp la dëxëñ foofu son bi yëpp xam nga léegi man son bi laa bëgg ngeen wax ma lan moo tax ngeen génnee son bi quoi lu waral ngeen génnee son bi
ndax dafa am ku ngeen di waxal ci son bi bu fekkee daa am ku ngeen di waxal nga la waay ne leen kii la. déglu nga sànq sànq mën nga yëkkati sa mbagg. waaw lan laa wax jongalaat. jongalaat gone tey. dama ko doon dëggal rek dugal leen ne góor ñoom ñëpp. non xaaral non da nga yow yow da ngaa généraliser wala dafa am ñoo kii rek. waay yow moom daal jël benn loo rek kii la. xam nga lan la. man daal ay yére laa sànni ku ci bëgg camisole solal ku ci bëgg caaye solal. parce que tamit yéen gars may ñu leen jàmm tamit de. so that's hip hop ah. hip hop. waaw moo nekk game boo xamante ni souvent. yëfu damay wax que ni ñi ci muus dëgg ñoo siy génn. pour ñi ko xamul hip hop. xeexu maayin la lépp ci xel la yow mi nekk ci hip hop ak ñun ñi nga xamante ni xam nañ hip hop depuis bas âge xam nañ ni ñi fa nekk yëpp ay borom xol yu baax lañ. mënoo sa xol mënul bon ngay dégg nga nekk ci hip hop ngay def musique ñaareel bi xam nañ ni aussi ñoo xamante ni il faut nga am bopp parce que boo amul bopp mënoo def hip hop parce que li muy laaj yëpp dafa nekk ci nit koo xamante ni da nga war a dal da nga war a inspiré wu soo mel ni néegu góor mënoo toog rek nga jékki-jékki rek nga gis ni mu tolloowee fi nga xamante ni moom la refrain bi déjà wax néeg par rapport ak néeg tudd nañ fa 5 néeg te loolu moo nekk ci àdduna bi mooy génnal sa néegu yaay ñaar la mooy néeg bi la say xam nga kenn du judd sa yaay génnal néeg bu tëdd la néeg fooy tëdd sa néegu yaay léegi nag sa néegu yaay boobu ñaar la benn bi mooy bi mu la ëmbee néeg la waaw bi mu la juree teg la ci néeg bi néeg la yaay xool da ngay génn néeg bi baa ngi génn néeg bi mooy génnal sa néegu yaay benn boo ci génn baax na ci ñaar yi nga dugg ci néegu góor dafay dugg jigéen dafay dugg parce que jigéen dañ naan ko góorgóorlu ci buy liggéey luñ koy wax na nga góorgóorlu loolu mooy néegu góor génnal sa néegu yaay dem ci néegu góor dugg ci néegu góor dem ci néegu sëy góor day sëy jigéen day sëy boo duggee ci néegu sëy del dem ci néegu yàlla boo génnee ci néegu yàlla fu ñu lay jëme néegu dëgg dañuy gas dugal la mais des na benn néeg bu ngeen xamul mooy yéene waaw yéene tamit néeg la waaw borom a ci kii waaw léegi nag yéene néeg la borom a cay fanaan ku mer tamp yooyu mooy néeg yi am ci àdduna amoo beneen néeg bu fi mën a def xanaa néeg bi mooy da ngaa soxor da ngaa néeg te ba tey ci yéene la nekk tey ba tey balaa may tax am na beneen artiste bu ma bëgg a woo pour mu ñëw wane li mu indaale bu ngeen amoon lu ngeen di changer ci game bi lu muy doon mentalité xanaa mentalité surtout surtout la mentalité Sénégal dañu tardé ci benn fànn werante lii moo war a am lii warul am waaw kii li mu def baax na baaxul lu tax nga ne baaxul surtout le débat dafa nooy dafa dëgër ce débat là dafa nooy dafa dëgër c'est-à-dire ça nous embête en fait c'est-à-dire que ni rab bu dëgër la ñu soxla bu wow kong rek wala rab bu nooy ça existe seulement au Sénégal dans tout le monde entier boo wëree dëkk bu ne boo am hip hop loolu fii rek la am maanaam yàlla rek moo def ni Sénégal bon aussi li may wax rek je vais emprunter un peu dans la religion bi nga xamante ni Alioune moo ko mës a wax yàlla moo créé ci doomu aadama lu mu xamut da koy weddi ba muy mooñ dafa mooñaale ci moom lu mu xamut weddi ko ne bi baaxul lii du dëgg lii amut et que le Sénégal loolu moo ci ëpp en fait teesante werante ki warul def lii bii la ñu war a def lee def laa te fekk ne yow quoi kenn ku ci nekk yaay xool nooy tojee sa bopp jinax et que on a dit la musique war a ñu ne artiste boo demee ba koy limité naan ko waroo kooku nekkatul artiste donc kon ñoom il faut que ñi koy def xoolaat seen bopp en fait parce que loolu moo attardé la musique u Sénégal kenn amul fit kon tardé na de kenn ñemeetul tardé na de musique bi tardé na de c'est-à-dire mu ngi dem mais mais ci côté kàkataar lay doxee moom wax dëgg yàlla boo bëggee mu raw fi mu nekk da nga ko war a ñaax lay def nii rek dama leen di ñaax rek mooy bu ñu bëggee dem il faut que ñu bàyyi di attardé wu ci ay mbir ay détails quoi parce que tu sais benn affaire cette nouvelle génération là fi mu yóbbu hip hop sori na trop dëgg loolu moom am na sori na trop xam nga lu ñu ci soxla respect suñ ñu waxul respect waruñ ñoo ŋàññi en fait parce que ñun ba rappeurs yi di rabal rappeurs yi soo duggee ci boîte muy xeeñ góor
ñun si lañ ñëwee encaissé ay jigéen dugg bokk ñun dañu ñëw jigéen ñi ñeme ba ñu ñëwee naan booyu rappeurs yi lañ ñëw setal teg image ba ay égérie de marque ñëw topp suñu ginnaaw naan ñu suñ produit yéen lañ ci yaakaar est-ce que comprendre nga. kon hip hop bii ñun buñ ñu santul waruñ ñu ŋàññi ñun dans le hip hop auparavant c'était l'organisateur wala un promoteur mooy ñëw tëgg concert ci stade fay la pour nga ñëw jouer mais actuellement c'est les rappeurs qui l'organisent feesal ko jouer ko teg ko yëngal que nga jóge Europe foo mën a jóge ñëw beneen artiste boo ñëwee fa ngay feesal fa la ñuy feesal parce que ëllëmuñu donc kon nouvelle génération bi soo leen waxul gàcce ngalaama waroo leen a def wax dara jamono nag day dox soo mënut a update sa bopp pour mu ñëw bokk da ngay xaar tey jii nii tu préfères un médecin boo xamante ni il existait dans les années 1900 ñu indil la médecin boo xamante ni il vient de sortir tout fraîchement master génn doctorat fii fët ñu gradé ko ne ko am ñu ne woon kii moo la war a faj wala kële moo la mën a faj kañ ngay choisir ki génn tout fraîchement parce que fekk na technologie fekk na loo xamante ni amaana ancien bi xamu ko woon mu ngi woon auparavant ci analogie te fekk ni kii dafa ñëw fekke leneen loo xamante ni nii tey lu ñor la ci boppam waaye yàlla mooy maye chance da ngay nangu ndogal que li nga doon dund auparavant foofu la yem ci maqaam boobu la yàlla bind da ngay jël sa bos muñ nangul kële bosam su boobaa yàlla dina la gërëm jël ci kële sax cofal la ci waaye da ngay ñëw toog parfois j'entends des philosophies yoo xamante ni c'est ça rapport léegi TikTok la ñuy rabal ñun bu ñu rabalul TikTok ku ñuy rabal seen jamono toll ci TikTok tamit dashit su nekkee ñun dégguñu yonent bi muy wax naan jamono dina ñëw ki gën a sori ci penku bi dina wax ak ki gën a sori ci xarfu bi Alioune tiit naan ko baalu def dinañ déggante yonent ne ko dañuy sax gisante kooku WhatsApp la yonent di gis bu te ñëw te c'est dans les années 1400 yàgg na ak a dégg wala dégg donc tey loolu su ñëwee ba am dañu nangu ci game bi ne nouvelle génération bi li mu fi def laa wax ne amul ku ko fi def kon gàcce ngaalam parce que tey su dee respect tey buñ ñu ko joxee ñun ñoo tax on l'a prôné dañu ko liggéey te on a ñun complexé wuñu ragaluñu tiituñu ndax du ginaaru kenn moo ñu nenu très sérieusement lu ñu neex jaajëf waay déjà dinañ ko def après su leen neexee nañ wax lu leen neex waaye du ñu teree def lu ñu neex ndax nekkul wax moo ñu teree arrêté kon maanaam nañ wàññi détails yi quoi c'est ça defe naa ne message bi jàll na soo seetloo musique sénégalaise bi par rapport ak boo demee ci Ghanéen yi wala nga dem ci Nigéria boo fa demee comme ñun ni amul problème hip hopeurs yi comme ñi nga xamante ne ñooy hip hopeurs damay jox exemple comme ay Naira Marley kooku par exemple on le considère musicien la mais hip hopeur la comme hip hop lay def quoi mais façon bi muy defee hip hop da koy teg ci seen afrobeat yi tegee ko nag seen flow yooyu comme day jeg comme par exemple dama lay jox rap je dis rien xoona gaal dégg nga gaal daan noonu lay rabee te bu fekkoon da nga ñëw Sénégal ne da ngay rabee noonu dañ lay taxawaat dañ naan sa waay ñun par exemple am na ñoo xamante ni Nas lañ bëgg mais dañu bëgg aara rabee ni Nas quoi ok wala Jay-Z lañ bëgg dañu bëgg aara rabee ni Jay-Z parce que Jay-Z lañ bëgg ñoom ba ñuy déglu ay musique boobu ay jamono jooju ay Tupac ñoo doon rap ay Jay-Z léegi ñoom après ñoom ba pare hip hop aussi dafa toll foo xam ne technologie dafa may ku ne mot à dire da ngay ñëw discréditer nit ki nu mu la neexee ci internet en disant que booy bi deful lii parce que da nga bëgg mu def li kee di def mais c'est simple nañ comprendre ni booy boobu li nga bëgg mu def mënu koo def wala bëgg koo def parce que jamono bi moo ko laaj mais yow bu fekkee da nga bëgg bële mais bàyyil booy bi dem déglu boobu jarul discrédité bi nga nekkee wala ñëw des fois sax day dem nga xam ne commentaire la boo xamante ni man damay gis ay nouvelle génération je dis que man si laa ak ñeneen mais lu ma gis ci jàpp ci yeneen gis naa yu bëri mais damay saluer parce que damay xam ni après day am gis nga Fela boo demee Nigéria baal ma avant ñoom Wizkid ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo njëkkoon ñëw di def afrobeat dañ leen doon critiquer naan li ñuy def xam nga di ko bonal tey seen musique boobu moo nekk tey ji première ci Afrique ak ci mondial mu ngi dem ba ñëpp a ngi koy fecc et pour wan la ne la à un moment donné nit ñi moom foog ñu critiquer mais oser boobu après mooy def à ce que bés bu ñu koy saluer
ñoom ñi doon critiquer sax ñooy mujjee topp salutation ndax defe naa leer na donc dégg ngeen lii waa Akhlou Brick wax donc ci nouvelle génération bi mooy que bàyyi leen booy ñu job tamit quoi ku nekk ak sa temps ñoom seen temps la leen bàyyi ñu job sans tarder dama leen di bàyyi ngeen noppalu ma am benn artiste bu ma découvrir tout récemment mu tudd Ligma Gaynde indi mbokkin indi fii Ligma Gaynde non yow moom let's go waaye ko Ligma Gaynde góor dafa am Ligma Gaynde góor Morolan Africa I love you Morolan sangarak my god mo laata yung kennara oyan sandot président San Gay Dokote association développement Sambay Krang yen yugos Guinea koli oy sangarak dagini cha sangarak da Sambay Karang sangarak dagini cha sangarak da Sambay Karang dokil sombay famba boy dokil sombay famba umma dokil sombay famba njay dokil sombay fambuto dokil so famwaha dokil so sangarak daro donki sangarak nagruteya retrouvailles Yougoslavie musimpanan musebitanan mulate yunkenan nakoja menan kanja menan kanya mola menan pijolo kaka nipi kope onion nukela kope onion kenta kopa di Kenya yin kenda maina yen habranta Filipien koja sangarak dagini cha sangarak da Sambay Karang sangarak dagini cha sangarak da Sambay Karang ya wado kute koja gowa walute association développement retrouvailles Sambay Karang gina dogola may pay hay gina walala may akoja gina melala may yerandan gina jagidina mana hamlo may wana inon koja may pantagatinon may tilatinon mula de soskeng Sambay Karang sangarak dane baso sangarak dakenso sangarak dakini cha sangarak da Sambay Karang sangarak dakini cha sangarak dakini cha alfa sangarak ja jëf Baye Fall aboori Jaarula ja jëf Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak sa bégab naa ñëpp nii naa ñëpp Akhlou Brick cool boy bég naa si yéen jomeen ak sa maa bëgg naa nga nuyoog waa Sénégal Africa képp ku lay seetaan à travers Walf nga jàkkaarloog ok waaw ja jëf
Baye Fall Aboori Jaarula maa ngi nuyu Sénégal ñëpp di nuyu sama dëkk Moxla surtout Sangarak sama dëkk sama fierté di nuyu sama staff ñëpp bàyyi ma kenn si gàttal képp kuy bëggee Ligma Gaynde Góor maa ngi lay jox wàccuwaayam di nuyu aussi sama groupe Bokk Yugus si ne Bokk Yugus si langue séegal la mooy ñu bokk ñu defar muy groupe band bi yëpp maa ngi leen di bëggee jox ko chef de orchestre Bakana mu nuyul ma ñëpp staff bi moom na koy joxe si secrétaire général Thierno Gueye mu nuyul ma ñëpp kon bëggam naa ñëpp ak ça. la ñu war a mën a xaar ci yow ci 2021 bi lu bees lu dul mais bëgg naa tamit nga wax ñu lan mooy lan li nga doon waay ban làkk la séeréer. waaw maa ngi woy. sangara bi nii mooy lan nga sangara lan la. waaw jaaxaloon nañu bëri. waaw sangara ngay wax wala. woo nañ ma fu ne naan ma xanaa sangara baaxul ngay wax. waaw. ma ni leen. bëgg nañ xam ñëwal taxaw nii dama bëgg mu leer parce que man dama seetaan vidéo bi déglu son bi mais pour man loolu ngay wax quoi man. ok jaaxaloon nañu bëri. waaw. mais Sangarak benn village la si biir Morola. muy village boo xam ni sama parents yi fa la ñu jógee. ñun ñu nekk boy town juddoo fi yaroo fi. ñu gis ay ressources humaines yu bëri ñu biir terre ba. ngeen gis si problème mu suuf ñoo ngi koy kaas yi leneen. mais balaa ngaa naam ne fa. dëgg la dama lancé benn message. muy doomu ndutt yi muy doomu Morola yi. fu waay mun a nekk nga delluwaat village. xam ni suuf si am na njëriñ suuf si culture na. moo tax maa ngi lancé message boobu encore une fois. naan doomu ndut ñëpp. nañu dellu si village. aussi ñu yokk seen poids électoral ndut. parce que poids électoral si dëkk soo amul doole. dëkk jooju pour mu am baat si niveau état day metti côté boobu nag laa lancé appel parce que soo xoolee borom xam-xam yu bëri dañ ma wax. ma def benn documentaire. xam naa ni kooku après dama jaar tey pour def flash. documentaire boobu def naa si borom xam-xam yoo xam ni. ba ñu xam 80% wala si 80% doomu Morola yu bëggi ñoom si àll ba dañuy voté moo tax dëkk bi amul doole ji nga xam ne mën nañu am kàddu pour mu dem si kanam loolu moo tax ma lancé message pour woo ñëpp di ñëw loolu ma waxal Sangarak nag damay fekk sama dëkk la muy Sangarak waaw sama dëkk léegi dama bëgg nga invité ñu fa ñun ñëpp waaw équipe hip hop sans visa avec waa Akhlou Brick non mun na nekk parce que maa ngi lay wax léegi naan la Bokk Yugus parce que damay liggéey ak orchestre band muy sélection africaine ñu nekk fii 2 ans et quelques ak man ma liggéey mool benn album 12 titres pour lancer ko Covid bi ñëw ma téye album bi Covid bu mu ñëwee nag ma xool am na ay actualités yoo xam ne mun naa si ànd kon mënu ma toog rek may def ay bégage gi nga xam ne vidéo bi yaa ngi ko teg mais lancé naa ñaari vidéo benn bi rek moo ngi génn le 13 bi passé te am na beneen boo xam ne maa ngi sensibiliser nit ñi si xam-xam bu ñu yaakaar si Covid jox ko nit ñi te vidéo bi léegi ngeen gis ko ma ne mënu ma toog ak xam-xam parce que xam-xam bi mënul toog léegi ma ne nag naa def tout pour lancer waat pour ñu xam ni Ligma ni ko gars yi doon xaaye ba tey maa ngi fii maa ngi si jàmm bu baax te xam ni maa ngi waaj a lancer benn album boo xam ni incha allahu rabbi maa ngi bëgg aussi non incha allah du yàgg dara dinañ ko lancer gars yi gis ni parce que pourquoi loolu dañuy def musique reggae te man musique reggae bu muy def dama ci bëgg a am ngërmande suñu borom sooy déglu samay message lépp lu may defar ba tabax esprit doomu aadama yi ba ñu mun a nekk si jàpp jon man loolu mooy sama taxawaay def naa différentes langues mais xam naa ne album bi après dañ si wax incha allah mais tey dama naa flash ñëw bëggee aussi waa Akhlou Brick ngeen xam ne booy dama leen bàyyi xel booy graaw ngi voilà nice man voilà kon dama leen bëggam waaw dégg nañu lépp mais aar noonu la amul bàyyi aussi tamit ñoo xam ne tamit seen frère moom fi encore kin nga Ligma Gaynde Góor dina waa Morola maa ngi leen di bëggee ñëpp bàyyi ma kenn Sénégal Dakar Médina Fass Ba su may lim man aw ma koono quoi man Sénégal mooy sama xol mais Morola maay xët bëgg naa doomu Morola yi déclenché wu yeewu dellu seen dëkk ñu ñongal suñu dëkk pour suñu dëkk mën a am baat parce que nit ku nekk sa fekk te mooy sa dëkk te man Morola laa gëm dama koy wax que combat bi du laal suuf kon maa ngi bëggee ñëpp aussi encore une fois dina xamal ni incha allah yàggul dara groupe band bi dina doxal benn band boo xam ne live te Walf maa ngi ko wax gars yi bëgg naa fi du yàgg dara gars yi woo ma teg sama orchestre wane lu ma bëgg si Afrique. incha allah bu dama am neexee gis-gis bu sori. loolu Ligma dinaa ko dox. ok bu soobee yàlla donc il se nomme tout simplement Ligma Gaynde Góor jóge ba Morolan di bëggee waa Morolan di leen remercier ki nga xam ne nii moo tax
ñu découvrir artiste bu mel nii kon xam naa yow dem ñëw lay doon waaw thank you ñoo fa jaajëf merci beaucoup donc dañuy dem seetaan benn témoignage boo xam ne bii benn waay moo ko def pour waa Akhlou Brick Paradise xam naa ne moom day doon benn surprise si ñoom ndax xam naa ne même seen staff kenn yëgu ko ci nag même ñas manager bi sax xam naa bu moo ko tegee dina ne waa Paco moom mais garaawul amul problème ñu dem régie bu fekkee c'est bon ñu teg témoignage u Ibou Samb yow what's up di leen nuy ci sama micro jàpp leen ne damay door maag micro Mbour Thiès Dagana ba biir Podor ñi doon nelaw yeewu leen kon tey amatul door ey tey amul door ah Akhlou Brick aye DJ Paco maa ngi lay nuyu frère di la ziar bu baax a baax di rafetlu sa émission hip hop sans visa di la wax ne ñu ngi lay suivre partout dans le monde fépp fu ñu dem rek voilà ñu ngi connecté wu di seetaan émission bi di la jaajëfal parce que franchement nit ku jara jaajëfal nga ndax ñun on est des xam nga des school quoi ñun def nañ suñu wàll ci hip hop jóge fa peut-être yàlla nattuñu ñu tukki mu naanee xam nga bon voilà bàyyi fa suñuy frère aussi boobu ba léegi yow aussi yaa ngi àndandook gars yi di bay sawar ci hip hop donc ku jara jaajëfal nga quoi di la wax ne rek lépp li ngay sentu ci say émission yàlla na ko yàlla def lu sut sa njortu quoi voilà di nuyu suma frère yooyu nga xamante ne ñooy Akhlou Brick di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex parce que franchement c'est des frères yi nga xamante ne comme ni ma la ko waxee rek ñun dañu def suñu waar dañu bàyyi suñu waar ci hip hop jóge fa peut-être bàyyi ko fa bàyyi luñ ko woon kenn ku dul suñuy frère suñuy jeune frère tey ñu voyager man lim lay wax en 2012 dama yeewu gis benn son bu ñuy wax Let's Do It mu nekk son bu doy waar boo xamante ne Akhlou Brick ñoo def naa son boobu la ñu njëkk a def suma juumul boobu la seen début daal affaire bi kawe ma quoi yéeg ma quoi ma ne mais boy yi mais ñun est-ce que ñun liñ fi def boy duñu boy xooluñu ñu ah franchement de là ma leen di suivre di leen topp di leen suivre en 2014 ma gis ñu def beneen sound sama choice ñëw man ma sumil leen sapo quoi teg ne non boy dañuy dem quoi xam nga am gëm-gëm ci ñoom di leen suivre nag depuis là ma leen di xool di leen suivre di topp seen tànk ba en 2016 suma juumulee yooyu ñu génnee seen premier album bu nekk 16 titres mooy ci affaire bi ñëw cartonné morceau yëpp boo ci déglu ne gongo bi moo gën a doy waar xam nga ma nekk nag bon voilà du ma wax taalibe parce que dafa kawe mais ma nekk ku bëgg baay bëgg doon taalibe baay déglu ci benn sound bi ñuy wax baay mu kawe ma quoi surtout ma xam nga ma leen di suivre nag nekk seen fans numéro 1 peut-être xamee amul gise amul mais ñëw nañ fii bon voilà man damay dem suivre leen damay dem assister seeni concert bi mujj fële la woon Zingo ñaa suma juumul Bergamo maa ngi fa woon voilà mu nekk concert bu ala dawme bu nice boo xamante ne lu nice lañ fa teg bon di leen wax ne rek franchement kontaan nañ ñun en tant que grand frère xam nga li ngeen di teg lu amul fenn la et que ne yéen a ngi ci yoon bi wàccu leen ko benn yoon juumu leen quoi franchement juumu leen li ñuy def rek en tant que grand frère mooy di leen ñaanal di leen ñaax di leen wax ne rek ñu ngi ci seen ginnaaw lépp li ngeen bëgg ci seen carrière rek yàlla na leen ko yàlla mottalil ci barke Seydina Mohamed barke Baye Niass yàlla na ko yàlla def waaw di leen wax ne rek voilà noonu la quoi aduna noonu la ñii dañuy def pare jox ñii mais fexeel ba li ngay teg rek bu weesoo aussi keneen kuy ñëw fekk ko fi aussi xam ne li nga tegoon franchement voilà lu nice nga teg mu suivre top si say tànk quoi te bi ma leen di suivre ba léegi lu nice nga di teg kenn du leen dégg ci ay xam nga yu ñàkk fayda man loolu laay nawee nit quoi oui Aara Deyza maa ngi leen di wax ne voilà représente quoi maa ngi leen di béggee quoi maa ngi leen di teel flambeau fu ma mën di nekk si live bi quoi jaajëf gars yi merci beaucoup. donc bien sûr il se nomme tout simplement Ibrahima Samb donc moom mu ngi côté Italie donc mu ngi Milan moo soxnaam maa ngi koy nuyu de passage Yacine mais dafa lu tax ma contact ne ko mu def témoignage bi ndax moom dafa yàgg rappeur la woon Sénégal la nekkoon mais dafa yàgg béggee Akhlou Brick yàgg de amul seen album yëpp la am
moo tax ba ma ne dama war a jël Akhlou Brick moom laa njëkk a xalaat donc ma wax ko mu kontaan. mu ne ma nag tey dinaa wax li nekk sama xol ci Akhlou Brick. ba mu ngi may expliquer benn vidéo envoyé na benn vidéo xam naa leen ko envoyé doomam buy jooy buy perturbé ci gàlle bi bu tegee clip bu Akhlou Brick booy bi day nopp. affaire bu garaaw laa leen di wax. macha allah donc de passage di ko remercier waat ci disponibilité bi parce que xam naa ne nekk kaaw bàyyi sa liggéey di xam nga. merci beaucoup à toi Ibou Samb lan ngeen wax ci lu mel ni lan la leen di def qu'est-ce que ça vous fait. ñu ngi sant yàlla encore parce que lii dafa fees mu ngi tiw. parce que des fois gars yi doo leen sax xama doo de visage mën nga leen gis mais doo leen xam ci tur ñu ngi koy shout-out Ibou di ko wax aussi kontaan nañ gis nga ñëw na Milan te gisante wuñ wala bu fekkee gisante wuñ aussi amuñu chance xamante. te yàlla def ñu toog ba ci télé xamante fii te gëm naa ni xamante dina judd suñu diggante. inchallah ñu ngi kontaan bu baax ci témoignage di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu ay doomam di nuyu waa Milan yëpp waa di leen kontaanee bu baax. comme l'a si bien dit Ara aussi maa ngi koy shout-out di ko nuyu bu baax a baax. Cheikh Ibrahim moom suñu sëriñ la. daf turandoo suñu sëriñ la. ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce que moom rek moo baax. ndaxte koo xamante ni amaana mosoo leen a gisante waaye mu bëgg la rek te yàlla tax di déglu say affaire mu neex ko donc ñun loolu du ñu am fayam en fait ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xamante ni ñaanal nañu ko yàlla nañ njëkk ci moom ci barke Baye Niass Baye Rabbi. donc merci encore à Ibou Samb et à sa famille donc bébé Mohamed bébé Mahfouz ak soxnaam Yacine ci côté Milan Italie donc sama gars yi ñetti album ngeen am ban bilan ngeen di def balaa émission bi di jeex parce que l'émission presque tire à sa fin ban bilan ngeen di def ci seen ñetti album yëpp. waaw ñetti album yëpp bon bilan bi ñuy def mooy que c'est des albums yoo xamante ni bu ci nekk ak génération bi. waaw bu ci nekk ak li mu war a dund. bu ci nekk aussi ak li mu ñu jàngal ak li mu jàngal hip hop bi. parce que yenn saa yi day tombé ñu def affaire boo xamante ni déclic lay nekk pour game bi déclic lay nekk pour génération yi nga xamante ni ñooy ñëw. on a eu cette chance bi nga xamante ni. bon def nañ dara ci hip hop mais lu ñu def rek xeeb nañ ko parce que suñu bët ci li mu gën a tegu mu ëpp fuuf ci li ñu jot a romb. album yi ñu jot a def album yi ñuy séentu moo ko ëpp fuuf doole. yii pare ñëw. incha allah. tey jii Akhlou Brick am na chance fekkee Covid bi première vague ba troisième vague ñu tëj dëkk bi tëji ko tëjaat ko tëji ko. saa yu ñu ko tëjoo ñu tëju. bañ impacté saa yu tëjee dëkk bi ñu tëju. Ara bañ impacté. bañ xaw a impacté. yaa ngi dégg. donc yàlla defal nañu si tawféex. loolu moo ëpp solo defal ko suñu njaboot defal ko suñuy dëkkandoo suñuy mbokk te loolu rek ndam la yàlla na yàlla def loolu yokk donc voilà. temps yi nag album 6 titres la woon boo instant boo xaajee raise rek war naa am xalaat mais bon sant yàlla bëgg nañ def loolu parce que loolu aussi dafa bokk ci discographie la bu riche ci artistes yu mel noonu suñu bokk sëriñ boobu Max kii boog Daddy Bibson donc yàlla ñu yàlla defal ñu ëppal 3 yi xam nga def yu bëri def yenn projet parce que am nañ projet Taïja Beat am nañ projet Taïja Beat nga xamante ni aussi bëgg nañ incha allah mu yàggul dara ñu xamal sénégalais yi lan mooy carrément Taïja Beat lan mooy carrément li nga xamante ni comme ni ñuy déggee drill di ko. parce que si seen son yi dama ci dégg ay sonorités yu yéeme. waaw mais parce que ñun sonorités yu yéeme yi ci àdduna bi. ñun fii la tënkoo mais dañ ko exploité wul. ñun on préfère benn sëriñ doon na wax naan booy lekku jàmbur da ngay feebaru jàmbur. donc ñun ñi ay konkorong la ñu waroon di dóor ay uul. ay madd yooyu ay moo fi batanse yaa ngi dégg Xeer Touba. waaw yooyu noonu bu ñu ko dóoroon dañuy feebaru uul di naan ngeer nga xam ne bu ñu naanee ngeer wér mais on est obligé comme lekk jàmbur la ñuy lekk feebaru jàmbur ay Célestin ngay daal waaw so tey ji tëgg bi fi ne aussi bu ñu ko tëggee non am na saawnu néegu góor lan moo tax bu tëggee rek sénégalais yi jóg c'est parce que tëggu jàmbur tëgguñu ko suñu tëgg lañ tëgg man des fois damay seetaan benn concert américain boo xam ne benn son bu yëngal nit ñi man ma teg ko sama néeg mënumaa def dara ma jékki-jékki ni waa parce que ñoom ñoo ko moom moo tax pourquoi lii nii
benn Travis Scott par exemple mu teg benn soundam concert booy di naaw fu leen neex man je me dis mais ñi lii ñuy naaw nii lii lan la alors que ñoom seen tëgg la ñuy tëgg li nekk seen tànk yi ak seen bopp yi ñun bu ñu tëggee li ne suñu tànk yi ak suñu bopp yi yoo xam ne tam fu mu la fekk da lay yëkkati paku tey bu en fait tey l'émission tire à sa fin donc bu ngeen amoon lu ngeen di tàggatoo pour waa Sénégal tàggatoo pour seen fans yi lan lay doon waaw pour fans yi lenn rek loo xam ne kenn du ko fàtte waaw lenn rek lañ leen di wax ñu dal rek te xam ni benn briqueuse du fi rus bañ naan ko ñaw ñu nañ dal rek te xam ni benn briqueuse du rus bañ naan ko ñaw ok tu as vu maanaam bu ñu demoon ba jékki-jékki yaakaar ni brique bi fay na keroog la naan bëreet gën a wanewaat boppam incha allah nañu fi déegi bàyyi rek ak wër te xam ne incha allahu rabbi flambeau hip hop Galsen ñu nag moom danañ ko yóbbu ba use incha allah ñëpp di ko gis nañ dem ba doomu buur yeeg doomu président yeeg ñëpp di ko jariñoo ndax one day mos nañ ko wax benn émission boobu c'était en 2012 lan mooy seen rêve ñu ne ko ñuy dem bay feesal stade Iba Mar Diop. yéen a ngi koy def. rek mu jékki-jékki ree nañu waaye mais loolu est-ce que mën na nekk ma ne ko waaw ñun de xam naa ne mënuñu koo nekkal waaye yàlla mën na koo nekkal te yàlla nekkal na ko yàlla mi nekkal loolu nag yàlla nekkal ñu dem ba jël affaire bi yóbbu ko ba foofu ci kaw ñu gëm ko donc benn briqueuse bu mu ci rus bañ naan ko ñaw d'ailleurs di la wax ni la moom la ñu def commencé nañ taaju bit bi génn nañ li nga xamante ni mooy ak fi réew mi toll démb la génn ci vendredi bi fii ngeen koy jouer en exclusivité sur instant bi bàyyi ma may la rek yéen ngeen jàllale clip bi parce que génn actuellement waaw non fii moom kay clip bi moom du génn génn na ci vendredi bi ñas moom bala génn fii donc na yëngal rek yéen clip bi day des fi ñoo koy njëkk a teg ñëpp clip bi moom mu ngi fi moom donc man da ngeen may ma remercier donc balaa dara di xew ndax mais Diaz baal ma tuuti rek aca mënuñu génn fii sans pour autant massawu ñi nga xamante ni mooy sinistre yi surtout ñi nga xamante ni tey ndox bi moo ñëw dugg ci seen kër yi yàqal leen xam nga lu bari ak lu bare bari tey ndaxte soo su xoolee sa bopp rek gis ni dalu la yàlla mënoon na def mu nekk yow kon mënoon def lu dul bokk ak ñoom naxar boobu que ça soit waa Diamaguène waa Kër Massar et partout dans le Sénégal muy Mbour yi ñu dëkk et tout Touba fépp foo xamante ni ndox mi dugg na sa kër yàqal la ko ñoo ngi lay ñaanal yàlla na ndox bu mu mësatee duggati foofu pour yàqal la te su fay dugg na dugg pour defaral la et en même temps aussi di ñaax li nga xam mooy état ci kaw chaque année bu mbënn amee rek ñoom dañuy ñëw defalee la saaku ceeb jox la ne la lekkal te instant boobu soo leen joxee saaku ceeb duñu am côté buñ ko taalee ndax boobu yëpp ndox la dañuy xaar ba ndox mi seey donc mieux vaut que ñu créer li nga xamante ni moom mooy assainissement créer li nga xam moom mooy ay canalisation parce que Sénégal ndox moo ko wër et que suñ ne état nekkul savoir pour savoir mais c'est le savoir-faire je crois que avec le savoir-faire mën nañu créer lii noppalu ak ñoom ñoom dafa mel ne sonn nañu ci jaabante comme ñëw rek di waaw di teg pompe chaque jour di liggéeyloo sapeur xam nga comme li ko waa ji waxee rek sapeur warul liggéey dafa sapeur ci fitna rek lañ koy woo te moom waa sapeur gars yi waruñoo bës 18 dañoo war a toog di béggee à tout moment c'est ça je pense que message bi jàll na merci beaucoup donc pour vous rappeler tout simplement que tey waa Akhlou Brick Paradise ñoom laa invité woon ci numéro bii nii donc ci émission hip hop sans visa hip hop bu mag bi donc damay dem remercier tey damay njëkk remercier nag tey moom Saliou Bey laa njëkk remercier fu dëgg neex yàlla remercier Saliou Bey sama réalisateur sama xarit sama tons sama lépp fu dëgg neex yàlla heure bu ne dama koy woo heure bu ne dama koy sonal di woo ay oustaz di woo ay Modou Bitey sonal naa daal staff bi quoi xam nga fa dëgg neex yàlla mais nag lépp rek pour liggéey bi baax lépp pour ñiy seetaan kontaan ndax tey am na ñoo xam ne mënuñu déplacé wu dem concert pour seetaan Akhlou Brick mais mën nañu seetaan Akhlou Brick à travers Walf à travers l'émission hip hop sans visa te loolu yëpp bu amee tamit yàlla ñi nga xam ne ñooy filmer la ñu nekk ci caméraman yi ñu ci mel ni ay ñoom Pam Modou Faye Pam Modou la tudd mais Pia la parce que kër gi moo xaw a bëri ay Pam Modou quoi donc Pia maa ngi lay bëggee di la remercier Pam Modou Pam Modou Faye à la régie tamit di remercier ñi fa nekk bu baax a baax grand check laa koy wax man remercier waaw non yu maa ngi yow yu moom laay mujjee parce que moom bandi la quoi moom bandi la parce que voilà remercier Pierre grand Pierre maa ngi koy remercier bu baax Pape Samba
Cheikh Tidiane Diop remercier bu baax a baax Khady Mbaye mi nga xam ne moom mooy monté lépp Mbaalo Ousin remercier bu baax a baax tamit Amdi di ko remercier Ramatoulaye Sarr mi nga xam ne nii voix bu neex bi ngeen doon dégg léegi-léegi ci portrait bi kooku mooy Ramatoulaye Sarr nekk ci kër gi man aw ma fayam parce que voilà mu ngi noonu daal yow dama lay bàyyi ak yàlla fayal ma la voilà je pense que c'est bon am na ku ma fàtte de te waruma ko fàtte muy nit ku baax nekk ci kër gi muy Mama Ndiaye donc maa ngi lay bëggee di la remercier suba ba léegi mu ngi fi jàpp ci Hip Hop Sans Visa ak Rougui Baro donc remercier waat sama xarit DJ yu mi nga xam ne dama koy fat mais am na koo xam ne tamit il faut ma remercier ko ndax dama ko sonal muy Ñas manager Akhlou Brick ceeteet Ñas baal ma sonal naa trop xam naa def moo ko deful nii nag may beneen yoon mën naa soxlaat Akhlou Brick mu naan kii kala Paco donc da ngeen may benn affaire bu ndaw parce que yu dafa am lu muy préparer pour groupe bi à chaque fois yu ñëwal gaaw parce que émission bi day jeex de leer laa la wax joxal li nga woon léegi you the number one scratch Salam alaikum ziyaare nakam seet génn yow nga lay sedd sukk si joor ku gën a salam alaikum xalaat tas dëngëj def nga kat isi sa bat génn nga way ko gën a salam alaikum ziyaare nakam seet génn yow nga lay sedd sukk si joor ku gën a salam alaikum dañu ma saas aw ma toog gaay dañu tal gaz mënu ma toog waay money for life dem money yow gaa jóg jot xaalis bi gént be doy na la woon all night may dibaab nduroo maay gën may nalaw nu waroo maay bitches waroo maay no serekon make a Kumertam Malay mën noo malay fay noonu maay seen king bi maa koy toj noonu malay mën noo malay fay noonu maay seen king bi maa koy toj noonu malay mën noo malay fay noonu malay mën noo malay fay malay mën noo malay fay malay mën noo nan malay mën noo malay mën noo nan malay fay noonu maay seen king bi maa koy toj noonu maa fi jul mais yaa fi day noo feccal tuuti feccal waaye dem bakar bi gin baagee daal na ñe am DJ You the Scratch Boy nice you donc voilà l'émission tire à sa fin donc maa ngi remercier ñëpp mais gars yi dafa am lu ñu tàggatoowee donc dinañ tàggatoowee may ma po ndiba bi ak benn son bu bees tax fii lañ koy njëkk joué bu bees tax fii lañ koy joué aca yu indil ma ndiba bi may ma po après ñu tëjee ko lu bees tax fii lay njëkk dawee dañu ma saas aw ma toog gaay dañu tal gaz mënu ma toog waay money for life dem money yoo daa jot xaalis bi gént be doy na la woon all night may dibaab nduroo maay gën may nalaw nu waroo maay bitches waroo maay no seen ko nañ ko maay seen beat maker ne maay def it beat ali bo maay mën rap bu nooy ak rap bu ngóor ke loo leen mën mu ne duul ak de del dilil fooyee ko ñu sàlle kañ ngeen di dab li ma leen raawe may te mu dee te moo laaye ñëw fay boy ne man lay ne kuy seen king ko wax king keneen ku dul bis mi bokkaale nga yee
depuis corona bi maa ngi woon confinement mu indiwaat confirmation potu ndaa la ñoo ciy naan mais da ngay am médication lami ko la jóg ak daan yow mënoo jógal nooy daano lami ko la jóg daan ndi baat bi wo ndi baat bi wo ndi baat boy bala nga ne naa faaw nga necc yore xelu paaji bi ku ne mag mën a bu ma daan bandi décc teg nga tànk kay dugal zone turbulence boy crash nga dénk doo nii ban yore kàpp ni kii minage geng sa du bandi maker tenket pas dama tàmm rey nit silence gisuma fi bandi boy Escobar den ana El Capo bi reñam bi jeex Alex Ino boy jine ana moom bandi yaa nga pele ken bait Guantanamo koo ne doo bandi mu mer fitu maar wan ma fi bandi ma wan la fi aar bandi bi juddu ci saasi la faatu mu des man ma tuub doo nii ban I'm a tall guy. And you tall guys, when I tall guy. Money for life. Yeah. Money all die. The hardest get to be there. Whoa, whoa. Depuis corona bi maa ngi woon confinement ma indiwaat confirmation potu ndaa la ñoo ci na mais da ngay am médication lami ko la jug ak daan yow mënoo jógal nooy daano lami ko la jug daan ndi baat bi wo ndi baat bi wo ndi baat bi wo ndi baat bi wo what's up? Doo get sañoo ko fi nga teg loxo mooy dong doxam los répondeur sama doo ki ngay woo mën a ko jot bot ko loo bot coog boo bootee big mi la ne jënd lii ngay jaay bulu ara kenn kan mooy seen baay tey ngeen dee c'est le big bang ma la daxaraa même si big drink doo jël pee seen compo nil boy nga compo go seen gangu boojoo ñoom ñoo compo loo def compil fal seen boy naan bongo ñoo mën fen pare nañ xeex 1000 contre 2 chroniquel nikkee ñi të njukkeel big ñoo tax keli bëgg rap seen milgem nikkee koy mbër du gën a lonjoo def marathon xam ko ci gën a am fond ay pompon wolof gën a xóot sama nopp dañuy foonoo xale yi la joobuñ man may mag ponson xale bonbon mu ne lii mësuma ko am sama tonton mañu boo ban boo booy yàq nga ko booy ganu séeréer nga am doo boo jeeri soos listen am lila si no middle finger seen yaay yëri mina bëgg a bidab seen niga mu wéru seen kaay jome tinga li kawe tina may tukoo tari booy taay kaasu may kepp saa su may rap mooy naan ataay I got that shit don't mind it gone hey my leg I don't mean boo. Them may have taken the joke. Some of them might have noise. They got this noise. Hey, I don't mean you boo. They don't mean you boo. I don't mean you boo. They don't mean you boo. I don't mean you boo. They don't mean you boo. Movie flow, all niggas know that I don't know leen ba faw loolu du deñ wa job leen no wall mais kenn du mës jot some way leneen yee ngay gën jolly cause I'm walking day loo mën ci ku yàlla may am don ak jiital liggéey fajar lañ jox xartu bay jël gém bi tey anyway ngeen mele hey ka mi si takk dis man ma takk ala boni ndiga ala bom yi boni sama benn son da leen suul ci saas jóge ci kaw ñaari jàmba man laakal man rap dagal man rap ndaga rap magadal sa kaw tege de walaay ak ma ni jaay mu ngi fii ak man jàpp ka neew pop may ko pop kan moo ci topp yee daat leen ko mu moytu pop wax leen dëgg nit ñi day sa kala bon kala jay ngeen booy bañu foog ni ñoo fi ne waaye da ngeen I got this shit don't mind it gone may leen I don't mean to pull. Them may have taken the joke. Some of them might have noise. They got this noise. Hey! I don't mean to pull. They don't mean to pull.
yu may ñu boo Diesel may ñu boo DJ yu may ñu boo Ara may ñu boo DJ yu may ñu boo Diesel may ñu boo Yeah. Hip hop sans visa. Yeah, thank you guys.